بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نور عبد الله ginnaaw bi nu sant yàlla subhanahu wa taala cant gu méngoog jëmmam ja di julli di sëlmal ci sangu-sang yi muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cant ak ngërëm ñeel na ko moom sayyidina Muhammad waaye ñeel na xulafa wa arbaa yi toppoon ci ginnaawam joxe seen doole seen kàttan seen alal ba julli ba tey lislaam am ndam waaye cant ak ngërëm ñeel na ki tax ñu sopp ko ndax saa su ne ma ne la nit ki mënoo ko bëgg te xamoo maanaa ba ki tax ñu sopp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku moo di góor ga dëkk Tiwaawan ki tax mag ma ni ko njool faama ca xaay yi du la tiim di xaacu lëmbeel Sénégal ndax yaa wane leeru diine kon yal na yàlla fayal ñu ko moom Seex Seydil Hajji Malick waaye tabaarakallahu ñuy nuyu kilifa diine yi ci réew mi yépp kilifa aada yi ci réew mi yépp waaye jiital ci nuyoo bi nag Sëriñ Babacar Sy Mansour al xalifatul am yal na yàlla sàmm ko may ko gudd fan bu ànd ak wér te kàttanal ko te oyofal yan yu lool ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sama sëriñ sama kilifa sama maam sëñ Sidi Ahmed Sy ibnu sëñ Babacar góor ga ca Riceer ñu jonc ko Yoff yàlla na daje ngërëmal boromam ñaanal doomam ji sëriñ Abdul Aziz Sy sunu sëriñ yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ca Riceer tabarakallah waaye nag mbokk yi ginnaaw bu ñu nuyoo kilifa diine kilifa aada yi ñu ngi nuyu auditeur auditrice Asfiya yi nga xam ne ñoom dañoo safoo lool di bàyyi xel li nga xamante ni si moom moo di télévision Asfiya yi nga xam ne moom moo di seetu diine ji tabaarakallahu ñu ngi nuyu ñëpp du jox ñëpp suñu loxo xol di am mbégte contentement ñëw ci seen émission bi de Al Mukallaf waaye tabaarakallahu balaa ñuy dugg damay bàyyi rek ki nga xam ne moom moo di sama chroniqueur Seydi Cheikh Ahmad Tidiane tabaarakallahu al Cherif mu daal di nuyoo ñu soog a dalal suñu gan sëñ Cheikh asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Aïcha ñu ngi nuyoo di ziyaara di jiital ci suñu nuyoo alxalifa Serigne Babacar Sy ibnu Cheikh Alhaji Mansour di ko ziyaara ziyaaratul istimdaad di ñaan yàlla yàlla guddal fanam yàlla na yàlla dolli ko wér yàlla may ko mu mottali yéeneem yi mu am ci tariqa bi am ko ci xadara maamam bi am ko ci diine bi waaye di nuyu rakkam yépp sëñ Maodo Sy Dabakh sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz ak ustatul malikiya yépp di ziyaar kilifa aada yi ci dëkk bi yépp di ziyaar téléspectateur ak auditeur Asfiya yi di kontaan trop di participer ci émission bu am solo bii di Al Mukallaf ànd ceeg sunu mbokk yu am solo yi di feggoo sunu càmmoñ di sëriñ Babacar Jamil Ba ñu miin ko lool ci xadara bi am ci taxawaay lool di président de l'association des amis et sympathisants de Serigne Mansour Sy Jamil ñëpp xam ko ci xadara bi ndax taxawaayam waaye di intellectuel di cadre émérite nekk ku am solo ci taxawaay ci li muy yëngu mooy social média moom itam xam naa tey dinañu indil xam-xamam indil ñu expertise am ci li nga xam ni mooy thème bi ñu tànn tey ngir waxtaanee ko feggoo ceeg sunu xarit sunu jigéen waaye di sunu sëriñ ndax di suñu sëtu sëriñ imam Ibou Sakho ñu koy wax soxna Adja Kaafa Sakho di ingénieur marketing digital ñu xàmmee ko ci xadara bi loolu kon nag tey kontaan nañ trop wax dëgg yàlla mën a participer ci émission bu am solo bi soxna Aïcha macha allah ginnaaw loolu dañu daal di bàyyi rek ñi nga xam ñoom ñoo di suñuy invité ñu daal di nuyoo ba noppi ñu doon dugg ci thème bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Aïcha ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di rafetlu invitation bi di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane di nuyu waa Asfiya yi yëpp di ko teg ci loxo Maam Omar Ndiaye mi nga xam ni sunu sëriñ la macha allah ci moom la ñuy jaaree nuyu sunu wasila ila rabbina Cheikh Seydi Mouhamadine Mansour Sy Jamil ibnu Cheikh Seydi Mouhamadine Moustapha ak mboolem njabootu Seydi Jamil di teg ci seen loxo nuyoo xalifa bi ak ziyaaram ndax ñoom ñooy suñu buntu ci kër Cheikh Seydi Hadji Malick ndax dañuy faral di wax naan kër boo fay jaar da ngay jaar ca buntu ba waaw kon bu ñu miinee Tiwaawan miin xadara bi yàlla dogal na ñu ko miinee ci ëttu Cheikh Seydi Mouhamadine Moustapha di ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg biir ak biti yàlla na ko yàlla defal waaye itam di kontaan di bokk ak plateau
Adja Kaafa bi nga xamante ni wax dëgg yàlla dañ ko sopp te cofeel gi wér ci ñun wax dëgg yàlla ndax on est passionné du digital bu ñu gisee ku ci yëngatu rek dañuy am ci moom cofeel naturellement yàlla boole nag ñu bokk xadara bi bokk ci yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ciy yëngu Cheikh Ahmed Tidiane sànq bi muy présenté xam naa mu ngi naan le président waaye xam naa lu mu dëkk ak Badara Kebe moo tax xelam ci Badara la dem moo tax mu ne le président je suis l'ancien secrétaire général des amis et sympathisants de Seigne Mansour Sy Djamil. Actuellement, je suis le secrétaire général adjoint. En même temps, je suis le secrétaire général adjoint du bureau jumelage de la Khadara de Cheikh Seydou Mohamed Moustapha. waaw ñu ngi taataan di fas yéene jàng ci borom xam-xam yi nga xamante ni ñoo fas yéene waxtaan thème bi ñu bëgg a waxtaanee. macha allah jërëjëf damay dem rek ci soxna Adja asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Aïcha maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di nuyu ñu ñuy seetaan yëpp di nuyu sëñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tijane di nuyu waa Tiwaawan yëpp di leen sant di leen gërëm ci li ngeen ma invité tey ci émission Al Mukallaf di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane di am contentement tamit di bokk plateau bi ak Serigne Boubacar Djamil xëy na yàgg na dégg sama tur ma yàgg dégg turam tamit mais c'est la première fois ñuy bokk jotaay ma ak moom di am contentement trop tamit. dëgg la jërëjëf ginnaaw bi nga xamante ne si tabarakallahu nuyoo nañu yeesal seeni cofeel tabarakallah yal na yàlla barkeel leen tey nag ñu jëm ci li nga xamante ne si lu lëmbee jamono la muy actualité bi mu doonee actualité nekkul tey waaye tey nag la mbaax gën a yokku waaye nit ñi lu bon ci gën a séentu tey li ñuy waxtaanee mooy li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux di internet nga xam ne ku nekk am na ci gis-gis man su ma koy misaal dama naan internet géej la baxru géej nag ku ko tiim rek am nga loo ci war a def nappkat bi mi nga xalaat yan jën la ci mën a napp ba jaay ko dundal ci ay njabootam ki nga xamante ne si tabarakallahu mi ngi xalaat nu muy def ba am ci benn gis-gis bu yaatu waaye ki nga xamante ne si tabarakallahu moom moo di xaafis bi moom it mi ngi ci xool nan la ci mën a jàngee shahir bi moom it mi ngi xool naka la mën def ba bind ci way léegi nag internet mu nekk loo xamante ne si ndaw tey dañ ci nekk waaye xamuñu ana naka nañ ko mën a utiliser waaye ana naka nañ koy utiliser ndax bu njëkk koo xam ne am na koo xam ne dafa créer internet pour liggéey am na koo xam ne da koo dugg ngir xamee la ak nit ñi yokku waaye am na koo xamante ne si dafa ci dugg uniquement ngir idée bu bon bi mu am ana naka lay def ba daal di koy lawal moo tax nag ñu dalal ñi nga xamante ne si seen liggéey ci la ñuy liggéey tabarakallahu seen i yitte yépp ci internet la nekk ñu daal leen ci dalal ndax lu ne boo koy def da ngay xool ka nga xamante ne si xam-xamam màcc na ca waaye balaa ñuy ñëw ci invité yi damay ñëw rek ci Serigne Cheikh nag nga gisee internet ni ñu koy utiliser tey Serigne Cheikh. waaw soxna Aïcha thème bi defe naa thème d'actualité la ndax itam nit ku nekk ca la may yëngu rek loolu la gën a xam internet moom méngoog suñu jamono amaana suñu bàyyi xamuñu ko woon waaye ñun la tombeek suñu jamono muy jumtukaay bu am solo macha allah soo xoolee thème bi ni ñu ko libalee sax di nga xam ne lu sax la ci ñun mooy l'omniprésence des réseaux sociaux dans notre quotidien maanaam daf ci am wàllu am solo wàllu woowu nag ñu koy di ko jëfandikoo amaana am na lu ca baax am na lu ca bon waaye lay suñu yéene rek ca waxtaan wi mooy xool la ci gën a ëpp solo ñu génne ko la ca bon ñu teg ko fële ko tax ñii toog fii tey xam naa ne suñ ci duggee insha allah ñëpp dinañ mën a xam naka la ñu mën a utiliser réseaux sociaux yi une utilisation à bon escient ñëpp am ci jàngat ñëpp seen xam-xam yokku ci ñëpp seen mën-mën yokku ci ñu xam fi nga xam ne mooy zone rouge yi feu rouge yi nga xam ne kenn du ko laal kenn waru ko jéggi moo tax kon xam naa dañ ciy ànd ak suñu sëriñ bu baax de sëriñ Boubacar mu wax ñu rek lan mooy réseaux sociaux mooy lan jërëjëf Cheikh je pense que question la boo xamante ni kenn ku ci nekk am nga ci élément de réponse social media ñu koy wax en anglais réseaux sociaux ci tubaab réseaux sociaux nag mën nañu wax ni benn bërëb la boo xamante ni ay nit dañ fay daje pour waxtaan pour échanger moo xam ci seen wàllu xaritoo ci seen wàllu mbokkoo waaye itam ci seen wàllu liggéey walla sax ci seen wàllu cause moo gisee réseau indi social il faut mu am un réseau ba pare mu am un but social à caractère social te rek société bi boo tuddee social da ngay tudd société boo tuddee société da ngay indi liens yi
am na lien familial am na lien amical am na lien professionnel tey loolu yëpp mu ngi ci biir réseaux sociaux kon ci tënk daal man ni mu koy définir ndax kenn ku ci nekk am nga ci sa définition xëy na l'expert moom bu ñëwee dina indi définition bu gën a scientifique mais li nga xam ne pour nit ñi mën a comprendre lan mooy réseau social mooy daal maanaam benn jumtukaay la boo xam ne ay nit dañ fay daje di wàllu échanger selon leur centre d'intérêt waaw lu am solo maanaam selon seen centre d'intérêt la ñuy toog di waxtaan réseau la boo xam ne dina permettre ay échange multiforme ok jërëjëf Serigne Boubacar defe naa élément bi am na solo ci li nga tontu macha allahu taala soxna Kafa réseaux sociaux kon lan mooy buyam fekkee nee na échange kese la ñun fi ñuy toog nii ñu ngi échanger wala échanger wuñu ah waaw damay dellu si rek ci définition bi mu joxe effectivement parce que premier objectif u réseau social échangeante la rester en contact ak ay nit yi nga xamante ni xëy na bokkoo leen même environnement bokkoo leen benn dëkk bi ngeen nekk dañ la sori tey bu ñu jëlee ci gannaaw tuuti considéré nañ premier réseau social benn site internet bu ñu doon wax classmate.com tey bi ko nit ki doon teg li ko taxoon li taxoon mu teg loolu c'était pour que anciens camarades de classe yi mën a rester en contact comme ni mu ko waxee léegi nag au fur et à mesure gis nañ fi ay MSN gis nañ fi ay MySpace gis nañ fi ay Skyrock et cetera xëy na Facebook moo tax ñu bëri xam la mooy réseau social léegi nag réseaux sociaux yi bëri na dem ba lu muy gën di bëri seeni ay objectif di wuute am na ay réseaux sociaux yoo xamante ne ni ba léegi échange moo leen tax a jóg ak waxtaan lu ci mel ni Facebook lu ci mel ni yeneen yi am na yoo xamante ne ni c'est pour s'informer en temps et en heure mu ngi mel ni Twitter am na yoo xamante ne ni c'est pour koo xam ne dafay wër liggéey wala koo xam ne day wër kenn ku ko jàppale mu ngi mel ni LinkedIn am na ay plateformes yoo xamante ne ni genre panel la genre réunion lay doon virtuel ak ay nit yoo xamante ne xëy na yàgg nga leen sopp ngeen mën a bokk réunion mën a échangeante mu ngi mel ni Clubhouse wala benn application bu ma xam lu yàggul 100% sénégalaise mu tudd Nakam donc plus ñuy dem plus réseaux sociaux yi di bëri plus ku nekk di indi sa ay objectif léegi nag yow mi koy utiliser yow yaa xam réseau social bu nekk ak objectif am ak nan nga koy defee ak nan aussi nga koy utiliser wéy soxna Adja sama question bi may dellu si ci yow mooy que ni réseaux sociaux internet maanaam am na ñu nekk ci ginnaaw nga xam ne yow soo bëggoon jël benn photo soxna Aïcha boo xam ne photo bu yare dëpp la nga bëgg ko partager mais ki nekk ci ginnaaw yaakaar naa moom bu téye photo bi mën naa bañ a dem léegi damay gis que da ngay jël benn photo nit wala nga wili pande doomi aadama ma dama yaakaaroon loolu ñi nekk ci ginnaaw nekk ci machine bi waaw lii day dem lii du dem est-ce que ñooñu du ñu am accès ci photo yooyu noonu ah li photo bii kat logique bu lii war ñu ko bàyyi ñu génn dinañ ci am accès mais ñoom seen objectif bi jiitu mooy maintenir les personnes le plus longtemps possible ci réseaux sociaux boo seetee bu baax li ñuy woowee ay fake news maanaam loo xamante ne lépp luy yàq la wala lépp loo xamante ni teguwul ci yoon mooy gën a bëri buzz te ñoom loolu la ñuy ut parce que ñoom seen modèle économique loolu la lu ñuy gën a mën a téye nit ki ci réseaux sociaux yi ñoom ñu ci gën a mën a gagner xaalis ñu ci gën a mën a am xaalis ci gannaaw donc mën nañ ko téye mais duñ ko def parce que yow tey jii man disons que ñun ñu fi toog ñun ñett ñu ñoo am réseaux sociaux man ma jël sa photo ma jël photo keneen def ko ci réseaux sociaux yi xëy na tey Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñëw ne la soxna Aïcha gis nga tey maam Kaafa li mu def dugal na photo diw da lay pousser yow nga dem télécharger ko pour xam la moo nekk ci biir te loolu seen avantage la ñoom mën nañ ko téye mais duñ ko def parce que dafay yokk day tax dañuy yokk lii di engagement day yokk audience ci réseaux sociaux yi te ñoom loolu lañ ciy ut di dolli ci loolu rek mooy fi nga waxee mais am na image yoo xamante ni ak caractère sexuel ak caractère violent yooyu algorithme yi dañ koy téye maanaam ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw réseaux sociaux yi moo xam muy Facebook moo xam muy Instagram moo xam muy YouTube tey boo xoolee scandale yi nga xam yëpp ak caractère sexuel la wala sax pour mettre entre guillemets à caractère pornographique parce que dañuy jàngale rek ñu ngi jéggalu ci yenn termes yi nga xam ne ñu ngi koy wax ci kanamu kilifa yi waaye mbir boo ko dee toj il faut nga yegg ci yenn baat yi pour nit ñi xam ko boo xoolee tey ñi vidéo sexité bi nga xamante ni am na yooyu boo ko dugalee comme niñ ko jëlee wala image yi boo ko dugalee comme niñ ko jëlee yow réseau social ba sax mën na laa bloquer yow sa compte
am na benn censure mais censure bi dafa dem à un niveau extrême. il faut image bi nekk benn image bu choquant waaw ñu dootu laa mën a censurer. ci yooyu en général boo demee ci YouTube wala nga dem ci Facebook doo ko fekk mais tey soxna Aïcha mi nga xam ne juum na ba photo boppam di ko envoyé copain mën nga ko fekk Facebook man problème boobu jaaxal na ma. waaw xam nga tant que c'est privé tant que c'est un message privé de Boubacar à Adja bàyyi ma jël suma turu soxna ndax mooy gën a yomb mooy gën a exemple boobu mooy gën a yomb de Boubacar à Adja foofu dañuy considérer que c'est le respect de la vie privée mais boo ko indee ci public bi impact bi muy am ci ñeneen ñi nga xamante ni seen yoon newu ci loolu ñoom la ñuy censurer te permettre nañ ñeneen ñi aussi ñoom ñu mën a dem signaler compte bi pour que ñu mën la bloquer ngay bañati defe ci genre action yu mel noonu mais tant que ça reste dans le cadre privé seen yoon neewu ci xam naa bu ñu duggee ba ci biir ci wàllu danger yeeg inconvénients yi yu bëri dinañ ko ci leeral incha allah bu ñu duggee ba ci biir yu bëree dinañ ko ci indi tabarakallah bu ko defee rek dañuy daal di dem xooli ki nga xam ne moom moo di professeur bu mag bi nga xam ne amul lu mu waxul mooy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Seydina Aboubacar Sy wax na ci internet boobu li xewul dañuy dem seetaan élément bi daay dellu si barki dem rek laa ci waxtaan ak benn mbokk bu yàlla ubbil bunt ci mu xàmme ndax fan yële dama gis tubaab yi ubbi benn débat ci lu ñoo wax internet ñuy yéemu ñoom tubaab yi fu ñu jaar ba wuññi lu mel noonu nga xam ni des na tuuti xaleel mooy jàngal boppam wante baayam dootu ko jàngal ñuy yéemu ci xam-xam bu mën a jur lool waaye nag am na lu leen sa jaaxal mooy ci baayam jàngalul xanaa moo jàngal boppam bu dellu see ci pénc ni naka lay jubam baayam te lu ma ta bàyyi xel la mu dellu ci li Cheikh Al Hadj Malick waxoon tubaab yi bañ ko ne dañoo def école lu tubaab mu ni d'accord naa ci Babacar mii de bu ngeen ma ko laajoon ma jox leen ko ñu ni ko lu tax mu ni jëkk naa leen ci moom ba noppi xamuloo ne internet li mu lay jox am na solo ndax àdduna bi yaatu na yaatu bu nga xam ni boo ko bëggee tukki lépp doo dem kon nag bu amee jumtuwaay bu la xamal lu ne la fa xew baax na waaye nag lu muy jur ci yow ëllëg moo mat a bàyyi xel mu dellu ca jottali nanu kaddu ga day ca alquran internet deful lu dul wax la li xew ci sa bitim réew yonent yi defuñu lu dul la leen yàlla wax ñu wax ko nit ñi bële ak bii nag lu cay mujj boobu am solo wala macha allah mi ngi noonu Seyd Cheikh Ahmed Tidiane yi dégg nga jàngal bi mu def
ci internet Serigne Cheikh noo ko gisee. jàngat bi am solo. macha allah Serigne Cheikh moom xam naa ni dama naan ñu bëri ñu koy ñeewee. ndax koo xam ne message am dafa universel. dëgg la lu jamono ñëw rek ñu génne ci waxtaanam loo xam ne moom waxoon na ko. li koy maye nag xaw ma ndax cër la xaw ma ndax yar la. xaw ma ndax doo ko comprendre. mais l'essentiel mooy Serigne Cheikh. le monde nous l'envie. macha allah taala yàlla na yàlla yësal yërmandem ci moom. yokk leeram. xaaree ko aljana. bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais li muy indi rek mooy valeur ak vertu. éducation. auto-éducation parce que wax na ndaw bu dugg ci internet. utal boppam information. utal boppam contenu. waaye contenu bi lan la. uteeg la sa baay di la yaree. ndax sa baay su lay yar. day ànd ak valeur. day ànd ak morale. day ànd ak vertu. vertu yooyu nag moo lay mën a permettre nga mën a dund ci pénc. ba doo déborder. xam fi nga war a yem. xam li nga war a wax. yooyu nag macha allah. internet peut-être am na lu mu koy génnee. ndax ku dem ci YouTube. soo yeewoo ci benn sujet bien donné. soo bëggee xam. mën nga xam. ndax soo duggee demee ci waxtaanu Serigne Cheikh. mu yar la. nga jàng ci loo xam ne doo ko jàng ci école. doo ko jàng ci mbedd. waaw ñoom rek ñoo la ko mën a jàngal nitu yàlla. loolu la tar bi yoo amee solo macha allahu taala. xam naa rek dañuy bàyyi sunu invité yi experts yi. ñoom itam ñu mën ci dugg. Seydou Boubacar. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane di commenter waxu nitu yàlla bu toll ni sëñ Cheikh sax xëy na dafay ëpp ci ñun. waaye xëy na dañuy jël rek barkeelu ci li nga xam ne dégg nañ ko. ci waxam. mooy c'est-à-dire que ban njeexital. la nga fay jëlee di def ci yow. sànq maa ngi koy waxtaanee ak Cheikh Ahmed Tidiane. maa ngi naan ko sëñ Ahmada dafa am wax ju am solo bu muy wax. mu naan bu ngelaw riidee. buddi garab. daaneel tabax. bu fa xob desee dañ ko faa téye. mooy dellu ca léegi naan li mag ñi di wax naan sëñ Babacar. biñ nee nañ ko Seydi Hadj Malick nañ jox sëñ Babacar tubaab bi mu ne nañ ko jël parce que jiitu naa leen ci moom. parce que am na loo xamante ni bu nekkee ci nit ki. su ñëwee ci internet. ci monde bu mel ni internet. nga xamante ni yàlla bien yàlla mal. nga xamante ni mu mën a def la part des choses. am capacité de discernement. mu xam ni fii man tey ci wàllu mën nañu wax ni menuiserie laay yëngu. tey bu tappee menuiserie ci internet. mën na ko indil lépp loo xamante ni menuiserie mën na koo jël. mën na koo jëriñ. kooku tey mën na fa jàngee lu baax. mais tey bu fekkee safaan la bëgg. su ko bësee itam mën nañ ko indi lépp loo xamante ni safaan la nañ koy defee fa mu am ak nan lay jaar ba mu law. moo tax li mu wax dafa am solo ban njeexital lay def ci nit ki. loolu mooy ñëwaat ci li nga xam ne mooy suñu identité ñun. mu fexe ba ñu daje fii fexe ba kër gi am. fexe ba ñuy waxtaanee ba kilifa yi duñu seetaan. te mooy daayira. muy élément boo xamante ni Serigne Babacar Sy moo ko fi indi. pour socialiser la divinité. ñun ñi nga xam ne ñoo ci nekk. yëngu ci bu ñu ñëwee ba ci biir internet bu ñu gisee dinañ mën a xàmmee la bonne graine de livre. loolu tey mooy li nga xam ne mooy sens bi nga xam ne mooy am nañ ko. moo tax dawaayir yi. li sëñ Cheikh doon wax rek. ce sont les clubs mystiques où se forgent les athlètes de la religion. ëpp naa xeeb. te sama benn grand baaba si danaan complexé du bokk daayira. te jamono ji nag bu ñu ñun complexé wuñu. mais war nañu fexe ba suñu ay sœur. suñu ay frère suñu ay doom suñu ay jarbaat suñu ay sët. duñu complexé. bokk daayira teewul nga xam liy daw ci jamono. nga mën a jëriñoo outils yi xew ci jamono pour nekk au service de l'humanité ou au service de ta communauté. loolu la ñuy jàngee ci waxu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. di ñaan yàlla yokk leeram. te taas ñu ci barkeel. amiin yaa rabbi amiin ci barkeel te dañuy ñëw rek ci soxna Adja naka nga jàppee que ni ndaw ñi tey fa la leen internet mën a yow parce que boo xoolee tey déborde bi nga xamante ni si am na ci société sénégalaise bi ñu nekk. nga xam ne boo xoolee internet ndaw ñi ñoo si fréquenté. waaye fay yi am. ak erreur yi nga xam ne si mi nga am ci internet bi boo xoolee ndaw ñi ñoo koy rawatina ñun ñi nga xam ni ñun ñooy jigéen ñi. nekk ci internet yaakaar ni dafa nekk réseau boo xam ne dañu fa war a nekk pour jaayu wala nekk si pour chercher mari est-ce que amul leneen lu ñu ci war a mën a liggéey lu nekkul loolu.
Effectivement soxna Aïcha ndax réseaux sociaux yi nga xamante ne nii nekk nañ maanaam mën naa wax ne sax réseau social bu nekk am na loo xamante ne nii baax na nga war ko ci mën a jàng mais yaakaar naa ñun suñu problème mooy que ne lu ñu këf dafa gaaw te yaakaar naa ku ñu éduquer ni mu waree parfois sax dinañ la éduquer ni mu waree mais da ngay dugg ci réseaux sociaux yi xëy na di nga ñee nit di nga bëgg def loo xamante ne nii xëy na notoriété moo tax ñu bëgg ñëpp naan diwa ngi nii ay nit topp la nga am communauté da ngay beew boo amul boo nekk koo xamante ne nii dëgërul mentalement parlant donc je reviens encore ci le fait que nañ xam réseau social bu nekk nan lañ koy utiliser wi li ci baax ak li ci bon te aussi revenir ci parents yi ne ñi instant bi c'est indispensable réseaux sociaux c'est indispensable ku ko nar a tamit tere sa doom wala tere kii da nga nar a sonn parce que bu ko utiliser wul ci biir kër gi bu génnee ay moromam yor nañ téléphone foofu la koy utiliser wee donc lépp ci affaire éducation la na parents yi di waxtaan ak seeni ay doom xamal ne réseaux sociaux yi kat lii baax na ci lii bon na ci boo gisee lii gaawul génn lii kat baaxul ñu tette leen si moo gën ñu def ko ay sujet tabou ba xale yi duñu xam fan la ñuy teg seen tànk ñu jël ko war nañ ko mën a jël aussi insérer ko ci programme mu école yi ñu teel a xamal élèves yi teel leen jàngal ni leen Facebook lii lay jëriñ tey boo demee ba am bac sa CV boo ko amee demal LinkedIn et cetera jàng leen parce que ñu bëri aussi ñàkk xam nan la ñuy communiquer wee moo tax ñuy def yenn erreur yi ci réseaux sociaux yi te war nañ mën a xam ni que lépp loo xamante ni def nga ko ci réseaux sociaux ak lu mu mënti doon boo yaakaaree ne boo ko effacé dem na demul 10 ans après 20 ans après di nga bëgg a nekk kilifa ci réew ñu génneel la ko yaakaar naa ñun léegi tàmm nañ ko sax moom la ñuy wax VAR léegi da ngay wax léegi 2 jours 3 jours nga wax leneen ñu collager la ko ne la VAR ngi nii donc nañuy bàyyi xel bu baax ci li ñuy wax ci li ñuy dugal ci réseaux sociaux yi lu ñu xalaat ne jàll na jàllul bés dina ñëw ñu génneewaat ko te xam naa ne kenn ñaanul nekk ci situation yooyu damay ñëwaat ci sëñ Cheikh damay ñëw ci côté waajur yi dama jàpp ne est-ce que waajur yi amul ci part de responsabilité xam nga lu tax nee naa keroog communication amatul bu njëkk mag dafa doon toog ak doomam di ko xoolal fi nga bokk diw mooy sa maam lii warul la lii warul la lii warul la di nga jël sa photo bëgg ko envoyé sa copain nga ne ah photo bi su ma ko envoyé bu ko sama yaay gisee mbaa duma am gàcce wala ëllëg mën na génn ak man samay maam ni ñu mel du ñu lii du ñu lii est-ce que waajur yi jotul ñoomet ñu dellu di waxtaan ak seeni doom leen xamal internet kenn terewu ko kenn waaye boo ci nekkee nekk ca nekkin mu rafet xam nga soxna Kaafa dafa ko wax léegi mi ngi wax waxtaan wi nga am solo wi parents yi war a si ak seen njaboot ngir préparer leen Sëriñ Abdou doon wax dégg naa defe naa ci Sëriñ Babacar radiyallahu anhu maa la ko déggee naan ndaw du mus lu ëppi atam ndaw du mus lu ëppi atam am na loo xam ne ndaw bu ñu waajalul rek moo ci sóob ba ci da cee def erreur waaye ndaw lu ñu waajal wan ko yoon dina xam nu mu cay doxee te Sëriñ Babacar daan na wax naan àndu ndaw rek doyu ma waaye itam àndu mag rek doyu ma mu ne ndaw ñi indi seeni compétence mag ñi indi seeni expérience ngir ñu tabax ëllëg bu dootul màbb loolu dafay wane rek ni dafa am obligation la parents yi ak ndaw yi di waxtaan parce que ndaw moo xam jamonoom ndaw xam na jamonoom xam na li méngoog jamonoom waajur yi amaana jamono ji romb nañ ko nit ki mënoo vivre sa jamono yi doo mënul nekk sa ndaw dalay sa doom dalay informer ci li xew ci jamono yow nga koy mën a informer ci risques yi ci mën a nekk mooy yar gi dafa am solo te yar du rek dafa am li ñuy wax l'éducation par le comportement yow mii waajur yi bu ñu la gis ngay statut yenn statut yi bu ñu la gis ngay bind ci réseaux sociaux yenn yi parce que doom dafay fan waajuram su la gisee yow nga koy def moom itam dafay tomber ci piège mi def ko en pire sax mais su gisee ni yow bi yaa ngi ci réseaux sociaux yi parce que nekk ci baax na ndax nit ki waroo génn fa ñuy waxtaanee fa ñuy defar rek fa ñuy yàqee rek fa war a nekk ngir nga mën a xam la cay lore ak la ca baax sa doom su nekkee ci Facebook nekkal ci Facebook di contrôler ay publications et puis di ko wax danger yi ci nekk loolu dafa am solo boo xam ne moom foofu la jamono toll moo tax itam ci programme scolaire yi war nañ ci insérer éducation internet wala réseaux sociaux yi comment se comporter lan moo ciy danger yi dëkk yi ñu ngi koy def et li ci garaaw mooy
soo xoolee ku mel ni Mark Zuckerberg wala ñi nga xam ne ñoo créé réseaux sociaux yi. ñoom nee nañ seen njaboot du utiliser réseaux sociaux. ñoom ñoo ko wax nee nañ seen njaboot du utiliser réseaux sociaux pourquoi te ñoom ñoo ko bind jox ko nit ñi. parce que xam nañ danger yi ci nekk. dëgg la. waaw ki nga xam ne nag moom mi ko créé nee na doomam du ko utiliser. yow mi koy utiliser nga bàyyi sa doom di ci xuus ba di ci gaañu. ah loolu am nga ci part de responsabilité. mais lépp delluwaat ci waxtaan. ci nécessaire brassage bi war a am entre parents yi ak seen doom yi waxtaan. pencoo. defe naa moom mooy li am solo ci. dëgg la macha allah moom mooy nekk lii li am solo. Boubacar. nga yaakaaroon ni publier yi ni publier photo yi est-ce que nekkul danger bi ci gën a ndaw. publier yi xale yi di publier seen i photo ak yu mel noonu mu leen jural coow est-ce que nekkul mooy li gën a ndaw ci danger bi mën a dab ndaw ci biir internet. xam nga tey boo duggee foofu rek da ngay dugg ci vulnérabilité. tey képp ku am un compte. ci benn réseau social bu mu mën a doon. tu es vulnérable. mooy déjà ñoom au moins xam nañu as lëf ci yow. léegi plus ngay dugal say photo plus ngay dugal say vidéo ñoom ñuy gën di la cerner. di gën di xam yow ban genre nit nga. yan mooy sa principe yan mooy sa centre d'intérêt yan mooy say jubluwaay yan mooy say objectif. pour ñi nekk ci ginnaaw ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci ginnaaw réseaux sociaux yi. ci ginnaaw machine bi di tàppee. ñooñu sax ay employés lañ. mais ñi nga xamante ni ñoo ko mettre en place. tey ñu élargir ko ba ñeneen dugg ci ñi am doole mu nekk ay lobby. nekk nit ñoo xamante ni tey seen objectif yëpp mooy contrôler àdduna. dégg dañoo jaar ci réseaux sociaux yi gën a téye àdduna. tey moo waral bu fekkee da ngay xeex benn cause. boo xamante ni bokkul ak li la sa diine may. li la sa aada may yow cause boobu noonu doo ci mën a sori ci réseaux sociaux yi. coow li fi jógee rek bu yàggul mbirum homosexualité. tey hashtag boobu noonu soo ko bindee rek. yow déjà gars yi fichier nañ la. am na noo ciy demee yow mën nañ la censurer. parce que foofu dañoo indi tolérance. tey boo demee bay laaj. lii effet vulnérabilité bi parce que rapport de cause à effet laa lay indi. tey imaginez tey man ma nekkoon benn xale yëg sama doole affaire yooyu et cetera entraîné ba toll nu ma neex. ma wane sama yaram. peut-être samay pecto. génne ko publier ko ci réseau social jamono dem ba am lu ma soxla. li may soxla. bokkul ak méngoowul ak loola. ca ka ma ko soxlaa moom leneen mooy objectif am. tey mën nañ la indil sa vaar. waaw. mooy li Adja Kaafa doon wax sànq. maanaam loo ci dugal. fii ak 50 ans après. mën nañ la ko indil. moo tax li am solo mooy. yow boo ci nekkee déjà tu es vulnérable. mais sécuriser sa vulnérabilité. mooy bu ci dugal lenn loo xamante ni nit mënees na koo gis sëgg. surtout. loolu même bu dul sax réseaux sociaux foo mënti nekk. war ngaa def loo xamante ni buñ la fekkoon yow kese doo defaraat sa toogaay. rawatina réseaux sociaux nga xamante ni tey Facebook y a plus de 2 milliards de personnes qui sont connectées. 2 milliards de personnes qui sont connectées sur Facebook. yow nga jël fa sa photo def nu la neex. ne ko fa ñàpp. kon c'est-à-dire que non seulement tu es vulnérable en créant le compte. mais aussi tu deviens de plus en plus atteignable. yoo xamante ni gars yi mën nañ la yegg foo xamante ni bu ëllëgee sax di nga rus a siggi wala yenn sujets yi doo ci joxe sa opinion. doo ci prononcé wu. dañuy tëj sa gémmiñ. li naan ku ëmb sa sankal ëmb sa kersa waaye ku yor say photo nag. waa téye sa kàddu nag. wax dëgg yàlla am na loo xam ne da nga koy nakarlu sa xol rek waaye dootoo ko wax dootoo ko xeex. tey manifestation yi am na yoo xam ne ñu bëri demuñu ci. dañ doon bañ ñu capturer seen image. duggal ko ci réseaux sociaux yi. te ils sont en concert avec certains lobbies. bu leen gisee ci manifestation yooyu noonu. ñooñu. li ñu leen doon jox dañ koy téye mais en plus am na feneen fu ñu leen képp foo xam ne buñ ko balancé rek seen àdduna yàqu. moo tax yu bëri du ñëpp a koy mën a xeex. ndax la ñu def ci réseaux sociaux la. mooy wane effet vulnérabilité bi réseaux sociaux la. kon li ma ciy dégg ci li nga wax mooy ñi créer réseaux sociaux créer wuñ ko rek pour échange. am na leneen lu nekk ci ginnaaw loo xam ne xëy na waxuñu ko. au début xam nga Facebook. c'est-à-dire que tout au début bi ñu koy créer c'était juste échange entre étudiants. Université Harvard. fa lañ nekk ay étudiants am concept bi. ne pourquoi mënuñu créer benn espace boo xamante ni dinañ ci mën a échangeante joxe information cours yi programme bi et cetera. ci loolu lañ ko def. en une année plus de 500 universités aux États-Unis
partager réseau social boobu. un an après ñu tijji ko au public. mu leer ni nag au début c'était juste pour échanger entre étudiants. mais dem nañ ba après ñu xam ne mën nañ ci tisser un lien social. mais bañ demee ba am doole nag. loolu lañ soxla. lu am doole ñu ñëw dugal ci seen loxo contrôler ko téye ko. léegi ba mu demee nag ba am doole ñoom dañ cee dugg téye ko. mais lëkk njëkkoon tax a jóg mooy échange entre étudiants lu mel ni Facebook. lu mel ni Twitter boo xoolee microblogging lañ doon wax. bu njëkk ba ay blog moo amoon. article de blog. da ngay dem Skyblog dem xool lan lañ bind tey ñu ngi waxtaanee peut-être ci maquillage. nga dem lire article bi tey ñëwaat na sax sous forme de Wattpad yi xale yi yor di lire seeni yëf. tey boo xoolee loolu moo amoon. ñu dem ñu ne pourquoi ñu mën a bind créer benn réseau social boo xamante ni dina permettre ñu jàllale benn information mais bu gàtt lay doon bu neex a consommer. loolu moo indi Twitter en 2006. nga xamante ni message bi du dépasser 140 caractères. moo méngoog message SMS bi ngay jot. ci sa téléphone. bu dépassé 140 caractères dañ koy comptabiliser 2 SMS. avant Facebook Twitter 140 caractères rek nga mën a bind. wax sa message. mais dem nañ ba xam ne nit ñi ils ont beaucoup à dire. moo tax yóbbu nañ ko ba 280 caractères. mais en plus permettre nañ la nga def ay stream. c'est-à-dire que tey aujourd'hui bu fekkee da nga am benn article boo xamante ni masalan mën na wax ci julli. wala mu waxtaan ci charte tarixa bi. mën nga def charte 1. wax ko mu bañ a dépasser 280 caractères. léegi yeneen 22 chartes wala 23 chartes yi nekk ci tarixa bi yëpp. mën nga ko indi day ñëw sous forme de commentaire. da nga xamante ni ci benn bouton ci benn publication nga koy def. mooy loolooy waral évolution bi. dafay am li ko tax a jóg ca njëlbeen. mais suñ demee ba xam ne am na doole. ñi contrôler àdduna bi dañ fay ñëw dugg. bu ko defee ñoom it ñu mën a doxal seeni ay politique. dama bëggoon revenir tuuti ci li nga waxoon sànq Cheikh ci le fait que ne même ñi nga xamante ne ñoom ñoo créé seeni ay réseaux sociaux. ñoom bëgguñu seeni ay doom utiliser ko. maa ngi doon seetaan benn documentaire boo xamante ne nii kooku bokkoon na ci ñi sañ ci Pinterest genre album photo lañ koy def ku ci bëgg am inspiration foofu ngay dem am inspiration et cetera et cetera nee na moom li taxoon mu gën a jël recul mooy que da daan xëy dem bureau di travailler ci Pinterest di travailler ci développement site bi et cetera mais bu ñibbee këram lui-même en devient consommateur maanaam day nekk ci plateforme bi ba il se demande naan mais man kon ñeneen ñi nga xamante ni ñoom laa jox plateforme bi ñoom lii la ñuy dund ñu jël recul donc il faudrait que les gens comprennent que ne suñu téléphone yi ci gannaaw am na ay nit yoo xamante ne ni ay machines yoo xamante ni ñu robot la ñuy jàppee dañuy contrôler suñu lépp sans que sëñ Boubacar mu doon ko wax tey jii boo amee benn application wala boo téléchargé benn réseau social dina la wax lan nga bëgg a gis nga coché sa ay centre d'intérêt affaire yooyu noonu léegi yow naa plus ngay dem plus ñoom ñuy gën a comprendre que yow lan moo la tax a jóg ak lan moo lay gën a neex pour gën la mën a retenir tey di nga gis ne di nga dem Instagram wala nga dem Twitter di waxtaan ci benn sujet dugg Facebook fekkaat fa même sujet bi après tu te dis mais xanaa dañ ma topp wala comment ça se fait que ma gis sujet bi ma doon waxtaanee ma gis ko fii parce que ñoom dem nañ ba comprendre nan la ñuy def ba téye la fa et c'est vraiment dangereux. D'accord soxna Adja ma ñëw ci question bi ma doon posé sànq boo gisee léegi internet yow da ngay photo dugal ko Facebook. nga gis ni photo bi baaxul nga supprimer waat ko wala nga photo WhatsApp am kooku envoyé wala Twitter nga jékki-jékki supprimer waat photo mais photo bi am na fooy duggaat da nga koy gisaat ci sa biir téléphone nga mën ko fekkaat foofu mais est-ce que photo bi di nga ko fekkaat ci internet yi parce que xam nga ndaw ñu bëri comprendre pour ñoom photo bi supprimer nga ko rek après jeex na mais parfois da ngay jékki-jékki gis nit génne la photo boo xam ne yow supprimer war nga photo bi mais nga jékki-jékki muy yónnee waat la ko mais est-ce que du des ci machine yi ba léegi damay jël benn exemple bu ndaw disons tey ma jox benn exemple bu terre à terre disons 20 avril 2021 ma dugal benn photo sëñ Boubacar aimé ko Cheikh Ahmed Tidiane aimé ko yow nga aimé ko xëy na sax mën nga ko jël yow nga partagé ko daane sama xarit tey da nga sañ si affaire yooyu noonu
man mën naa toog quelques mois après mën naa ko supprimer bu ma duggee man sama Facebook mën naa gis ne supprimer naa ko disons 20 avril 2022 loolu la réseaux sociaux yi di woowee parfois memories souvenir dañuy indiwaat même photo ne la ah soxna Aïcha yow kat partagé woon nga photo soxna Kaafa année passée photo bi ñëwaat donc noonu la ñuy def parfois mën nga ko supprimer doo ko gis yow ci sa galerie wala doo ko gis ci sa page Facebook mais ñoom derrière dañuy denc photo bi mooy li ma doon bëgg wax sax ndax képp koo xamante ni partagé na ko dañ koy jàppee comme si yow yaa ko dugaloon moo tax duñ ko supprimer yow ci sa partie man mën nañ ko supprimer man ci sama côté mais mën nañ ko bañ a supprimer loolu mooy indi tout le temps parfois di nga supprimer dara quelques années après nga gisaat ko mooy ce qu'on disait tout à l'heure ci affaire vaar yi moo tax nañuy def nànk bu baax comme même xale jigéen yi nga xam ne ñoom dañoo am habitude boobu léegi jël sa photo yónnee ko sa copain nga jékki-jékki nga supprimer ko nga yónnee ko nga xam ni nga def ni jaaduwul c'est ça nga supprimer xam nga da ngay gis ne photo bi supprimé wu na ci moom mais est-ce que du jékki-jékki machine bi indiwaatal na ko xam nga foofu li may dollee soxna Kafa sax tey boo xoolee ñun ñëpp kenn ku ci nekk yor nga smartphone smartphone bu nekkul Android rek iPhone iOS la te loolu tey fu mu toll nii smartphone yi c'est synchronisé ak Google Photo d'accord tey automatiquement boo jëlee photo yow dina nekk sa galerie mais dina nekk galerie Google boo ko supprimer sa galerie mu ngi des galerie Google soo ko supprimer foofu am na fu ñu naan corbeille fa lay nekk léegi il faut yow nga xamaat ni am na corbeille war naa demaat foofu mu supprimer waat ko même boo ko supprimer foofu ñoom dafay nekk ci seen base de données moo lay war ni tey am na yenn combat yi boo demee ba bëgg a nekk autorité soo ko bëggee xeex ñoom mu dem à l'encontre de leur intérêt am na fu ñu la mën a kepp moo lay waral li soxna Kafa doon wax sànq mémorise yooyu ñu la koy indil pour war di la rappeler que ni non seulement photo bi yaa ko photo woon mais am na lu ñu yor ci yow yaakaar nga ni dindi nañ ko te dindi woo ko waaw yaakaar nga ni supprimer nga ko mais am na lu ñu yor ci yow waaw te foofu dafa mat a bàyyi xel lu sew a sew la te côté boobu sànq rek maa ngi ciy waxtaan ak benn mbokk mais daf ne ma le cas des immigrés mu nekk cas bu doy waar imaginer ñi nga xamante ni nañ ñu baal ci terme yi ñuy employé parce que en fait ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew seeni soxna nekk fii ñu toog lu yàgg ñëwuñu te ñëpp xam nañ ni góor ak jigéen ni ko yàlla bindee defe naa ni dem nañ ba ci charia xëy na oustaz si su fi nekkoon leeral ñu ko sa borom kër bu defee 6 mois àll wala et cetera mënatoo ko muñ mën nga demander divorce mais tey da ngay xool ñoo xamante ni tey relation yëpp dañ ko virtualiser tey ba ci wàllu jote ak sa soxna sax dañ ko virtualiser mu nekk danger bu doy waar loo xamante ni nit ñi war nañ ci ut saafara maanaam image dafa am solo surtout si côté réseaux sociaux boo xoolee développement yi may àgg ba foofu parce que nit ñi ñu ngi foofu te loolu yëpp ci réseaux sociaux lay xoolee soit mu nekk WhatsApp soit mu nekk appel vidéo Facebook soit mu nekk appel vidéo Instagram dafa nekk ay phénomènes yu doy waar yoo xam ne nit ñi war nañ ko mën a bàyyi xel xam ne tey aujourd'hui l'or d'aujourd'hui wala le diamant d'aujourd'hui c'est la donnée mooy sa ay identifiant sa identifiant sa tur sa numéro téléphone sa image sa vidéo yaa ngi tudd sànq sëñ Boubacar pour revenir tuuti ci li nga wax ci wàllum jëkkër ak jabar wax nga image lu am solo mais lépp dafay revenir ci éducation parce que tey li nga joteeg sa jabar yaakaar naa mën na war a mën a yem ci seen diggante mais bu ñu demee ba muy siiw c'est parce que kenn si yéen ñaar partagé na ko te waxu sutura foofu lay ñëw xool moo def ma jaaxal parce que day am ku nekk mim ni partagé woo ko ku jigéen ki nee nga du man ku góor ki nee nga du man parfois sama dégg ko ni sama téléphone dafa yàqu ma yóbbu ko ci ki koy réparé moom moo jël photo yi partagé léegi photo yi ana fan lay jaar ba génn ba tas ci internet bi ku nekk yor si mais ñoom ñaar ñëpp ñoom victime nañ ci xam nga tey mën na sax am ay pirate tey am na ay logiciels yoo xam ne man mën naa ko installer sama téléphone jabar nga xamante ni image bu mu jot wala vidéo bu mu jot man à la minute près dama koy jot dama koy espionner am na ay logiciels espion yoo xamante ni dafay am tey noonu lay demee ba koo xamante ni xam na sa code secret wu téléphone mun na ko utiliser installer li muy installer lépp loo recevoir suba ba ngoon da koy jot téye la ci nag képp la ci point
di bëgg nag di la def chantage li mu bëgg yow nga wéy ci ay waawam déjà da lay wax benn soxla fajoo ko mu neexal nga kii nga jékki-jékki mu yónnee la benn affaire te fekk moom espionné la à ton insu te xamoo ko c'est-à-dire que on est tellement vulnérable ba ñun xamuñu sax c'est-à-dire que danger bi ñuy gete gisuñu ci géeju danger bi nga xamante ni ñu ngi ci xamuñu ko loolu nag li la ciy dimbali mooy nga am un comportement responsable waaw nga bañ a déborder dëgg la nit bëri na ay tentation loolu c'est l'être humain mais lépp loo xamante ni dafay agiter ci yow rek nga fexe koo yar te loolu dafay delluwaat lii sëñ Cheikh doon wax naan xale am na loo xam ne doo ko tere da ngay fexe ba du ko tal da nga koy utal programme waaw bu ñu amee programme ba màggaale ak ñoom rek bu ñu xasee ba ñëw ci réseaux sociaux yi leneen la ñuy def utile lu gën a utile la ñuy ut que nekk foofu di def yeneen yoo xam ne waruñu ko def macha allah Cheikh Tidiane dégg waaw danger yi moom gis nañ ne jamono ji surtout jamono ji ñu toll amaana soo duggee ci réseaux sociaux tu as l'impression que loolu rek dafa am c'est-à-dire que dañu dem ba dañu nekk ci benn société boo xam ne lépp lu bon rek pour yow dañ ko war a fësal xam nga dafa nekk dañu nekk ci benn lu ñuy ooyee dialectique entre deux cultures culture boo xam ne ñun suñu culture la muy culture bu musulmane peut-être ak culture occidentale ku ci nekk ak sa façon ñoom waa Occident dañu naan c'est le train qui n'arrive pas à l'heure qui nous intéresse maanaam ñoom dañuy mettre accent ci lu bon ñu génnee ko fësal ko ki nga xam ne nag jullit la doomu jullit la moom nag day fësal mbaax lu bon da koy nëbb fësal mbaax donc ko ki nga xam ne jullit la comportement moom ci réseaux sociaux yi lu bon da koy teggi teg ko fële dëgg la génne lu baax yow di nga toog jot information wala recevoir image boo xam ne ci sa mbokk wala koo xam ne xam nga ko lu bon la mais nga dëgg sa tànk bañ ko génnee mais soo ko partagé participer nga ci siiwal loolu te yow waroo participer ci siiwal loolu am na xadis bu ci ñëw lu bon soo ko siiwalee bokk nga ci daan bi ñuy daan ki ko siiwal moom lañ lay daan moo tax ñu war a amaat un comportement responsable parce que soo seetloo industrie yi nii dañuy robotiser dañuy perdre loo suñu humanité wala suñu humanisme nekkatuñu ay nit c'est-à-dire que ay nit lañu ci sol yëre sañse mais suñu xol amatul lu baax dafay ñuul tout le temps c'est-à-dire que dañuy ay erreurs lañ ñuy jox suñu manière de penser suñu manière de réfléchir dañuy dem ba le peu d'humain qui existe en nous dañ koy dindi te loolu mooy danger bi moo tax sëriñ bi wax na ko léegi Cheikh Hadji Malick moo ko waxoon radiyallahu anhu ndaw kenn du ko tere bàkkaar waaye da ngay fexe ba du ko tal dëgg la fexe ba du ko tal nag mooy inscrire ko ci programme boo xam ne dina ci mën a tabax dundam ba du ci mën a am gàcce foofu nag day indiwaat ci benn question boo xam ne bëgg naa ko mooy ndaw yi nga xam ne gis nañ leen ci xadara bi ñu am ci taxawaay songu réseaux sociaux yi ban taxawaay lañu war a am sëñ Babacar waaw foofu Cheikh defe naa ni fii ñu toog rek preuve la ci Asfiya yi gii ñu toog preuve la ci ndax ku fekkee seeni ay début fexe seen page Facebook seen site internet tey képp ku bëgg a ressourcé wu ci xadara bi foofu nga jëm parce que ñooñu dafa am lu fu ñu bokk am lu ñu gëm am objectif bu ñu war a atteindre am mission amee responsabilité Maam Omar ñu koy tirer chapeau bas il a très tôt compris les enjeux xam ne fii ñu jëm monde communication la te tey am nañ ay outils yoo xamante ni xëy na les gens appropriés guñ ko mais jamono dina ñëw xadara bi dina ko soxla dëgg la preuve une année sabbatique amul benn événement culturel bu amul woon Asfiya yi xadara bi doo ko dégg ci dara tey taxawaay boobu la képp koo xamante ni ndaw nga nekk Tijaan nekk ci xadara bi taxawaay boobu noonu nga mën a amee ci domaine bu mu tuddoon jël exemple de Maodo Malick Kébé boutique Tijaan kurus yi jaay kurus complexe la woon mais dafa ñëw kurus élément bu man ma fàtte sama portable kër ga moom mu gënal ma fàtte sama kurus Tijaan yëpp mu ñëw utiliser réseaux sociaux yi di wane day jaay kurus léegi Tijaan yi di commandé ci moom mu léeg-léeg mu indi importance su kurus wax la lan ban njeexital la mën a am ci yow kooku mu ngi boole di jàllale mais aussi di business
di jàngale te mu lew ko doom c'est-à-dire que aspect économique wu réseaux sociaux yi c'est-à-dire que nous les jeunes tidianes képp ku am business bu mu mënti doon tey styliste nga mën nga créer sa page Facebook di fa wane sa ay modèle dugg ci groupe yi nga xamante ni groupe tidiane yi la foofu tamit dañ ciy lancer appel ci groupe yi nga xamante ni ak page yi nga xamante ni ñu ngi ci réseaux sociaux yi nekk ci wàllu xadara bi il faut ñu am c'est-à-dire que benn moment benn espace boo xam ne dinañ permettre ñëpp ñi nga xamante ni ay entrepreneur lañu tijaan ñuy mën di jàllale seeni ay marchandises parce que groupe yooyu boo xoolee dañ foog ne aspect religieux et culturel bi rek la ñu war a favoriser te alors que nit ki ñaar moo am liñ naan na balaa ngaa taxaw fekk nga am lu nekk ci saako bi tey nit ki balaa muy teel nga ñëw di ko jàngal awluma yajibu alal mukallafi pour prendre le terme de balaa nga koy wax li farata wala li njëkk a war ci mukallaf mais il faut tey déjà mu añ mu naan te loolu il faut mu am source de revenu am pouvoir d'achat mun ko tey ci suñu ay dawaar yi modèle économique boobu noonu war nañ ko permettre sëñ Abdou doon na ci insister lu bëri ci wàllu daayira yi mais rawatina ci réseaux sociaux yi nga xamante ni am na tey 1 milliard de Tidiane am na Tivaouane Fichier am na les amis et sympathisants de sëñ Mansour am na waa projet plateforme yooyu mën nañ jël benn 1 heure de temps ci semaine bi ne bii képp ku bëgg jaay am looy jaay te mu lew nekk lu xalal mën nga ko fi jàllale dina permettre ñooñu di gën a gis seen bopp ci xadara yooyu ci xadara bi mais beneen bi itam boo xoolee dafa am un vide te loolu la Asfiya yi comblé tey instance yi nga xam ne ñoo nekk ci xadara bi ñu miin leen xam leen tey lu ci mel ni Koskas dafa yéex a intégrer les réseaux sociaux waxuñu ko pour jam leen mais dañ koy wax pour ñu xam ni enjeu bi c'est-à-dire que tey foofu la toll tey Koskas mënoo fa dugg te lépp loo soxla ci wàllu xam-xam ci wàllu koom doo fa fekk ay experts ci fànn yépp kon ñooñu c'est-à-dire que ñu am tey benn page boo xamante ni ci HP yépp nit ñi dañ ciy gis seen bopp dafa am solo te dina leen gën a yombal organisation wu gàmmu gi tey lu ci mel ni tey li nga xamante ni tey benn citation boo ko jëloon bu Montesquieu wala bu Victor Hugo nga tapé ko sur Facebook da lay génn mais pourquoi ñun tey bu ñu tapé ci Facebook tey bi may ñëw rek maa ngi doon chercher benn vers bu Seydi Hadji Malick wax biñ naan vivifier la religion par les sciences ala ya bani hadha zaman waaw daawatukum li yaay diin bil ulumi tey sëñ Mansour Sy Djamil sax danaan par les sciences effectivement par les sciences c'est-à-dire que tey aujourd'hui xadara bi war na yegg foo xamante ni plateforme boo mënti dugg ci réseaux sociaux yi boo fa tapé benn xurufu salaatul fatiha bu sëñ Babacar mu génneel la ko boo fa tapé abada buru mu génneel la ko c'est-à-dire que war nañu yegg foofu la ñu war a yegg te loolu ñoom Cheikh Ahmed Tidiane ñi am nañ ci responsabilité yi ak ñoom Adja Kafa ñi am nañ ci responsabilité mais nag dañu nekk ci xadara boo xamante ni il faut nga am ndigal pour mën a doxal c'est-à-dire que initiative yu bëri juddu na mais boo xoolee dafa am fu ñuy yem fa ñuy yem mooy àgguñu ca borom ndigal ba mu jox leen ndigal ngir li ñu war a tasaare ñu tasaare ko kon tey sax lii dafay nekk tribune boo xam ne dañuy permettre parce que kilifa gi Serigne Babacar Sy Mouhamadinil Mansour ak mboolem njaboot Cheikh Seydi Hadji Malick ñu ngi suivre lii wala ñu ngi topp Asfiya yi tey yii dafay bokk ci yoo xamante ni war nañu mën a am benn cadre lu ci mel ni Zawiya Tidiane cellule Zawiya Tidiane am na ci lu ñuy liggéey mais tey cellule Zawiya Tidiane defaral micro trottoir laajte ci Tidiane yi ndax xam nañu cellule Zawiya Tidiane ñi nga ciy xam du bëri je parle en termes de majorité statistique en fait xëy na responsable yi nekk ci yenn mouvement yi dinañ xam lan mooy solo Zawiya Tidiane mais boo ñëwee ci la masse critique duñ la wax lii mooy cellule Zawiya Tidiane te war nañ travailler ci communication te ñu ngi def liggéey bu mucc ayib boo xam ne nit ñi xamuñu ko te dañ koo war a xam te réseaux sociaux yi nekk na à leur portée ñu mun koo utiliser digitaliser wu am benn site boo xamante ni lépp luy mbindu maam Cheikh Seydi Hadji Malick mbindu mag ñi da nga ko fay fekk tey boo tappee benn sëñ Babacar lan la wax tey ci liggéey automatiquement ñu indil la sabab lu leen te bu leen sukkandikook yëngu yi mu leer na ni ci contexte bi nga ko waxee crise des années 30 mu amoon benn crise bu doy waar bu frappé àdduna bi bon mais mu woowaat njaboot gi tàggat leen teg leen ci yoon waaw ne leen nag jamono metti na waaye jugal yàlla bañul defal ki toog mais ki taxaw moo ko jaaxal man ma taxaw di wuti yow nga toog mais yàlla balaa mu laa jox ma ba pare
ci logique am na ñoo xam ne nag jagle yàlla lañ am du ñu bouger fi ñuy toog te lépp lu ñu soxla dinañ ko fa am mais loolu nag c'est une minorité tey xadara bi fi ñu toll moo xam foo mënti bokk moo xam yaa ngi bokk Fass Kër Seydi Jamil moo xam tu es Moustachidine wala tu es Action Daara ji tu es Muxtafina yaa xam foo mënti bokk ñooñu ay communauté yoo xamante ni war nañu organiser wu ba lu nit mën a soxla ci lu jëm ci wàllu foofu suñu tappee internet ñu mën koo gis bu ko defee loolu mu dimbali mbokku taalibe yi te jamono foofu lañ toll parce que lépp am na internet soo ñëwee tappee benn citation ñu génneel la ko mais loolu noonu Victor Hugo di wax wala keneen di wax fekk na Cheikh Seydi Hadji Malick wax ko mais tey cellule bi nga xamante ni mooy comité scientifique bi nekk ci xadara bi ñoom bu ñu liggéeyee ci yooyu teg benn site internet en collaboration avec Asfiya yi déjà ñoom nga xam ne teel nañ avancé ci yenn affaires yi nii mais mën nañ la wax tey ñu ne objectif bii kat bëgg nañ jël 5 téere yoo xamante ni yu Cheikh Seydi Hadji Malick bind ñu digitaliser ko bu ko defee ñu traduire ko en français yépp loo xamante ni mu am ñoo xamante ni nag ci biir xasida yooyu dañuy génnee thème spécifique yi lépp loo xam ne laal na ci vie sociale ñu génnee ko lépp loo xam ne laal na ci liggéey ñu génnee ko bu ko defee yooyu noonu dafay nekk ay mots clés yoo xam ne da nga koy référencer tey ku tappe woon tey peut-être mën nañu wax ni benn violence féminine wala violence conjugale affaire yooyu noonu mën nga yam ci li ñu lay proposer moteur de recherche yi ñu ne diw wax na ci lii diw wax na ci lii diw wax na ci lii Cheikh Seydi Hadji Malick lii la ci wax léegi yow mi nga xam ne yaay njabootu Maodo yow li ci Cheikh Seydi Hadji Malick wax moo lay gën a conforté mais léegi boo amul lool da ngay obligé citer Victor Hugo da ngay obligé citer Descartes da ngay obligé citer Socrate da ngay obligé citer keneen ak keneen ak keneen te mën nga citer Cheikh Seydi Hadji Malick mais lu tax mënoo ko citer mooy utiliser wuñu digital bi ni mu waree ba tey njaboot gi ñu xam ni lépp lu leen Montesquieu wax Cheikh Seydi Hadji Malick wax na leen ko. macha allah dëgg la sëñ Boubacar macha allah soxna si macha allah xanaa rek damay ñëwaat ci soxna Adja nga xamante ni si internet suñu waajur yi dañu yaakaar ni nekkul lii bu baax parfois sax danaa fooy sa connexion nga nekk ci WhatsApp rek nga nekk ci lii di fekk parfois li nga mën a am ci internet boo toogee di communiquer ak ñoom duñ la ko wax parce que léegi da ngay dugg ci kër gis ñëpp sëgg ci seen portable waajur bi doon toog ak doomam naan ko defal lii defal laa léegi waajur boobu noonu raar na ci kër mais parfois nga dugg ci internet gis ku mel ne Cheikh Tidiane parfois nga dugg Facebook gis émission bu mel ni Al Mukallaf yow mi ndaw nga toog di jàng di ci gis sa bopp léegi nag waajur yi dafa jot ñoom it ñu xamal seen doom yi ni leen internet day yar waaye am na côté boo xam ne day yàq est-ce que jotul Soxna Adja ñu delloo si waajur yi wan leen ni leen internet lu bon rek nekku ci waaye tamit am na sens bu baax am na ndaw ñoo xam ni jànge nañ ci macha allah ba am seeni diplôme ba am liggéey nekk di liggéey est-ce que jotul ñoo xamal ne waajur internet nekkul lu bon. Effectivement je pense que sànq Cheikh Ahmed Tidiane moo ngi doon ko wax. naan xëy na parents yi li tax mënuñu ko comprendre c'est parce que xëy na dafa méngoowul ak seeni jamono. xëy na moo tax. leneen li koy indi tamit mooy le fait que ñun dañuy utiliser suñuy téléphone tamit di laaxatu. kuy def dara tamit di laaxatu day fekk xëy na la ngay def dafa jaatuwul. bu doon tey da nga yor sa téléphone nga toog sa kanamu sa waajur yor sa téléphone ñu ne la tegal sa connexion bi xam nga commencé di ci wax lu négatif boo ñëwoon jege ko tuuti ne ko yaay moo ne lii laay seetaan Asfiya yi laay seetaan wala moo ne fii laa nekk projet laa nekk lii lañ si jàngale nga xamal ko yow recherche yi ñu ciy def xëy na dina tax esprit négatif boobu noonu mu wàññeeku lépp ci communication la ak bañ di laxatu sa ay parents lépp ci loolu la tamit ñuy xam aussi encore une fois nan la ñuy utiliser réseaux sociaux yi di waxtaan ak suñuy parents yi bu baax ñuy insérer parents yi aussi di bañ a parce que xale boo koy tënk tout le temps di ko fitnaal moo tax tamit buy def yenn yi dalay daw voilà exactement xëy na bu ñu amee problème sax duñu sañoo ñëw waxtaan si ak yow loolu mooy indi compte anonyme yi dañuy dem ci compte anonyme yi raconter leen seeni histoire ñooñu ñëw publier ci réseaux sociaux yi nit ñi jox leen seeni ay xalaat donc parent da ngay def tout ba sax doom ñeme la nga ubbeeku nga fexe ba bu mu la bañ a ragal mais na la rus
lépp loo xamante ne nii moo ngi ciy nekk mu xamal la ko. lépp loo xamante ni tamit moo ngi koy jàng ci réseaux sociaux yi mu xam ko tey la preuve école yu bëri élèves yu bëri ñoom ñooy jël seen ay propre initiative di créer seen ay groupe WhatsApp. pour jàllale foofu noonu seen ay cours exercices yi ñuy def et cetera et cetera. am na ci ay parents yoo xamante ni xëy na seen ay doom amaguñu tollooguñu fu ñuy amee portable. mais seen ay numéro parents la ñuy joxe. ñu dugal leen ci groupe WhatsApp te am na ay écoles yu bëri yoo xamante ni tamit parents d'élèves dañoo am ñoom seen groupe WhatsApp avec les ñi nekk ci administration bi donc lépp rek communication la ak xamal yow nit ki li nga xamante ne nii moom moo nekk ci gannaaw réseaux sociaux yi. parfois nag day am lu am ñu parents yi di tere seen doom yi nekk ci téléphone parce que yenn saa yi da nga gis xale bi waxtaan ak téléphone am moo koy gënal mu communiquer ak waajuram wala bu guddee nga sàngoo sa mbaajo nekk ci sa téléphone di toj àdduna est-ce que loolu tamit jotul ndaw ñu xam ne lii nekkul seen rôle xam ni leen nii waruñu ko def xam ne internet mën nga ci nekk waaye nag nga nekk ci nekkin wu rafet ngir ëllëg. lépp day revenir ci question éducation bi rek. lépp foofu lañ koy tënk parce que tey jii comme ni nga ko waxee. am na ñu bari tey yor seeni ay téléphone moo gën ñu toog ak seeni ay parents waxtaan xëy na am na ñu bari ñoo xamante ne nii lan moo tax ñuy def loolu c'est parce que balaa ngaa waxtaan sax gis ki ngay waxtaanal. soo xëyee moo ngi papa moo ngi liggéey yaay moo ngi liggéey yow nga jàngi. mais tey parents yi nga xamante ne nii sax ñoom ñoo mujjee am WhatsApp ñoo ñu gën a bëgg WhatsApp. ñoom ñoo lay woon ne la kaay defaral ma kii statut nu ñuy defaree vocal ñoom seen jëm bopp sax ñoom ñooy gën a concentré wu ci réseaux sociaux ba ñoom tamit dañuy fàtte seen ay doom donc c'est vers les deux côtés lépp tamit rek dañ ciy toog ñu waxtaanee ko encore une fois éducation dafay ñëwaat communication dafay ñëwaat parce que xale bu demee tey ba di la ragal a wax yéen nii di dem ci réseaux sociaux di ci waxtaan ak keneen c'est parce que xëy na benn ragal na la ko wax nga yuuxu ko nga gëdd ko nga ñàkk ko bañ a comprendre wala nga brutaliser ko wala nga tëj sa bopp de telle sorte que ne du ñeme ñëw waxtaan ak yow day dem foo xamante ni téléphone la ci gannaaw nga nekk da ngay bind te am na ay nit yu bëri yoo xamante ni dans la vraie vie dañoo timide mais boo leen fekkee ci réseaux sociaux yi débat bu nekk ñoo nga ca dañuy free loolu mooy wane ne ci gannaawu téléphone lañ nekk nit ki xamul sa expression visage xamul sa humeur donc say bind rek lay gis xëy na léegi ak vocal yi ak appel vidéo yi tamit changé na mais sa bind rek lay gis te su fee nit kooku yow mën nga ñëw waxtaan ak moom kii nekk ci gannaaw bu la liiree xëy na dina mën a apporter ñi dinañ mën a ñëw conseiller la te duñu te mën nañ la bañ a xas wala dara voilà exactement doo si feeñ donc lépp c'est des deux côtés parents yi ñuy xam na la ñuy waxtaanee seen i ay doom xale yi tamit ñuy bañ dina bëtu seen i ay parents. macha allah Cheikh Tidiane. Adja Kafa macha allah defe naa ni ko ñiy seetaan émission bi ñu ngi kontaan ci suñu experts yi ndax seen xam-xam leer na macha allahu taala man li may indi rek mooy système bi le système créé par les réseaux sociaux c'est-à-dire soo ko xoolee ci sa bopp yow est-ce que tu es devenu plus sociable wala yow nit nga boo xam ne exclusion da nga sa bokkatoo ci dara parce que soo xoolee di soxna Kafa bu ji wax léegi di nga gis nit boo xam ne dafa timide de nature mais soo duggee ci réseaux sociaux yi doo ko comprendre moo fu mu gën a vulgaire moo koy wax kàddu fu mu gën a ñaawee moo koy génnee mais loolu lan moo koy indi je pense que sànq expliquer ngeen ko ak ay algorithmes yi nga xam ne dañuy travailler ci sa conscience faire de toi dañ lay xaw sax réifier maanaam def dañ lay chosifier nekkatoo nit buy dox te loolu dafa am solo maanaam humanité bi ñu koy créer xanaa pour nit ñi mën a jonjoo la woon am vie en société mën a waxtaan mën a bokk xamante mais dañuy dem ba léegi dañuy toog nii entre ci benn groupe 4 personnes toog ci salle bi ku nekk jël sa téléphone amatul communication te sa communication amulee jàngale du mën a am xamale du mën a am donc loolu noonu système bi ñuy créer ci réseaux sociaux yi maanaam am na lu baax mais am na lu bon loolu noonu laa bëgg ñu lu ñetti ko génne ko maanaam wax ne lii di daal danger yi lii la danger yi lii la nañ ci génnee nañ ko jël mettre ko à nu nit ñi mën a xam réellement li leen di xaar parce que au-delà de liñ ci mën a yàqu ay photo yooyu noonu am na leneen loo xam ne ci sa biir la loo xam ne doo ko yëg muy processus di dox yow ñuy dem ba benn instant ñu lay gën a ñàkk def nit maanaam nit nga buy dox waaye soo waxee rek ñu ne cam tegal foofu sa baaraam bul daaneel ci li nga wax góor gi Maodo Sy bu El Hadj Abdoul Aziz Al Dabakh am na waxtaan bu ñu defoon nan dem déglu ko daal di ñëwaat bismillah. Le monde actuel
fait face à deux types de valeurs de civilisation même, de civilisation technologique et Internet, portable, valeurs de civilisation culturelle, cousinage, plaisanterie. Pour kale dafa bëgg a boole nit ñi ñu mën a ne adduna bi comme que globalisme moo fi nekk léegi ak al awlama mondialisation waaw globalisme anglais ko wax technologique wax nañu ko muy téléphone portable bi nga yore tey ma nga ci àll ba ñépp a ko yor bi amul ko am xam-xam amul ko am ay diplôme wala nga ñàkk moom daal ku am xaalis daal man ko daal li jënd man ko utiliser ci saa si nekk fii ci Dakar moodu yi ci États-Unis d'Amérique ngay jokkoo ak ñoom suba ak ngoon ña ko sonne du ñu yow amuloo ji dudul rek di ko jariñoo internet noonu waaye avantage yi mu jox nit yépp mu mën ko utiliser ci loo xam ne dafay nekk njariñ ci nit ki ci teggil ko lenn ci gàllankoor ba mën a jox ko koo xam ne ma nga tey ca Suède nga nekk fii ci Dakar wala nga nekk ca Kaolack wala nga nekk ca Guinée-Bissau wala Guinée-Portugal ak internet bi nga xam ne sa néeg ngay nekk woon ñépp ginnaaw tëju di wax ak ñeneen te la ngay wax kenn du ko contrôler ku dul sa conscience ndax science lu mu développé lu mu jëm kanam te conscience guidéwu ko alkane rek lay jural doomu aadama daa cokkaa santeeg ku la xamuloo ko daa ci taxawal ay relation yoo xam ne sa papa ak sa yaay kenn du ko yëg te ñu ngi ak yow ci biir kër gi su fekkee ne science dafa dem ba yegg foofu te ñi war a wax noppi te kenn ku nekk war a wax niveau yee wuute waaye boroom kër gi ci biir këram war na wax war na am contrôle bu muy def ci njabootam waaw mbaa site yi ngay dugg ci internet bi mbaa duggloo ci site boo xam ne day démoraliser doomu aadama ñàkkloo ko valeur am boroom kër gu nekk war nga miinanteeg sa njaboot say doom say jarbaat ci biir kër gi ba di waxtaan ak ñoom portable yi ñu ngi tukkal àdduna internet bi la ñu ngi tukkal àdduna iblis moyen yi dafa bari yàllaa ko may ndax seytaane jinne mën na teg fii tànk xepp ak xippi ma nga ca Makka mën na nekk ca Makka xepp ak xippi ma nga ca Inde ma nga ca Inde xepp ak xippi ma nga ci États-Unis d'Amérique Cheikhul Hadji Abdoul Aziz nafaana Allah bi barakaati am na fu iblis yee ba jaar ak moom du waxu tànt waaye jamono cay toll ñu xam ne doon bu baax boobu yooxu ya mu daan yooxu naan na ngeen bàyyi xel yéen député yi nekk ci assemblée nationale loi bu ñu leen indi ngeen wote na ngeen di seet lu mu leen di jural ëllëg amaam Allah keroog ba mu waxee yooxu la mu gis bari na rangooñam yooyu génn yal na ca yàlla dëgg rus jub moom yàlla ci mbaaxam ak rangooñ yooyu jóge ci xol bu sell la ko tax a yooxu du époque boobu rek du moment boobu rek lii xëccoo Sénégal di ko xëccoog yàlla ni mu bare moo tax góor gi yooxum nga delloo ñépp ci yàlla sa portable mën nga ko sa internet mën nga ko yor dugg ci site bu la neex na
lu lay weddiloo sa bopp lu lay weddiloo yàlla surtout pornographie te itam jaru ko nag moom daal kaay ma woon la ni ma mën a lekk tibb su lekk sax ñépp ko mën yeneen yi itam ñépp ko mën seytaane rekk lay won ne xoolal bii démoraliser la dénaturer la ba nga xam ne dootoo gëm lu dul loolu dana dem ba nga xam ne mooy gën garaaw sax dorog ci yow moom daal film bi daal duma ko rate timis ga daal il faut que ma seetaan film bi ne papa timis jot na nga ne ma ñëw papa yi lay 7h25 yi jot nga ne ma ñëw fa ngay toog ba mujj dañ naan la papa reer bi pare na mu am nag ay effet am ay conséquences muy universalisme al alamiyatu xadaara léegi dañu ne am na ku benn écrivain bu mag bu ñu daan wax Malik ibnu Nabi dafa ne nit ki civilisé tu nee na objet yi seen bopp ñëw civilisé da ngay dox ci mbedd dootoo mën a la tax a jóg da nga koy fàtte ndax xool lu la yéem. wax nañu lu ne dégg nga sëñ Pape Maodo xam nga waxtaan bii bu mu koy def internet demeewuloon nii waaw xam nga am na léegi fukki at tabarakallah xam naa ne yow du la ëmp nga xam ne tabarakallah yaa ngi noonu def fu ne ngay dem ngi daal di ñëw rek nga commentaire ci après ñu ñëw ci soxna Adja incha allah. waaw li ma dal ci Serigne Cheikh moo ma dal ci Pape Maodo ndax nitu yàlla à sa trempe à sa dimension wax dëgg yàlla mu leer ne da nga koy Pape Maodo dafa saf yàlla. wallaahi dëgg la. da nga koy gis rek xam ne kii dafa saf yàlla. ñëpp ko sopp nag loolu moo jaar ci góor te ba pare ànd ak yaru ànd ak dal ànd ak lewet te teewlu itam dina la orienté. dëgg la dina la orienté ba pare il est tolérant. tolérant nag ci kaw li diine toléré. waaw xam nga gars yi fi ñu bëgg a yóbbu mooy xewoon ci réew mi il faut tolérer ça. du lépp la ñuy toléré. dafa am lu ñuy toléré mooy li yàlla toléré nga toléré ko. waaw boo ñëwaatee ci lii mu wax nga xamante ni conférence bi mu ngi ko defee woon face Kër Seydi Djamil. mooy conférence su koor bi nga xamante ni Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin moo ko daan taxawee. waaw benn at mu am ngànt mu yebal sëñ Maodo mu ñëw taxawee ko mais kilifa yi da ngay gis ni ñoom ay mage lañu. mage mooy visionnaire koo xamante ni dina wax loo xamante ni peut-être 10 ans ci kanam 20 ans ci kanam 50 ans ci kanam nga koy doog a gis te moom bi mu koy jamono ju mu koy wax yow bi muy wax ak yow sax yaay naan kii sëriñ bi lan lay wax. dégg naa sax ci benn anecdote ñu naan sëñ Cheikh am na ku mu gàmmu ba pare am ku ko bind lettre ne ko sëñ bi li nga wax dégguñu si dara mu ne ko waxuma ak moom ki ma waxal dégg na ma. ci anecdote la. anecdote yooyu ñu nettali bon xamuñu ci source bi ñu ko jëlee moo tax ñu tuddee ko anecdote. ci yu mel noonu ñoom c'est-à-dire que ñoom dañoo peeg jamono. liñ naan ku xam loo xamul di gis loo gisul. bu la waxee war ngaa dégg. te ñoom ñi wax nañoo ñun ci anam bu ne. te ñun sens bi ñu am ñun xadara Cheikh Seydi Hadji Malick mooy sunu kilifa yi dañoo universel. c'est-à-dire que amul benn instance internationale lu mu kawe te ñoom jotewuñ fa. amul luy xew ci wàllu modernité. te ñoom xamuñu ko. mais nag dañoo reposé wu ci sookul bu wóor. ñu xam lu ne. naka lañ la cay orienté lañ ca war a ut. ak lañ ca war a bàyyi. déggoo mu ngi naan yow mi nekk ci kër gi. sa doom di dugg ci internet. léeg-léeg sax mun nga koo tooñ naan ko site yooyu ngay dugg. mbaa xooloo ci loo xam ne dalay démoraliser. mbaa loolu nga dugg du yàq loo xamante ni moom nga waroon def ci sa wàllu àdduna ci sa wàllu diine. mu indi aspect boobu li tax ma ciy insister mooy tey ndaw ñi communiquer tuñu ak seeni parents. seen parents yi ñu ngi chercher par tous les moyens pour communiquer ak ñoom mais ñoom defuñu ko mais am na voie de contournement. voie de contournement bi tey man sama ay rak damay xam ni ñii parce que réseau social bu nekk ak tranche d'âge bi muy gën a intéressé. tey man xam naa ne sama ay rakk 15 ans 16 ans ñu ci bëri am nañ le motif. am nañ TikTok. damay tijji compte TikTok. il est ma enregistré fa Boubacar mais mun naa fa enregistré sax ndoxu koko. waaw tuddee ko ndox koko.
bu ko defee seeni centre d'intérêt su ma xamul ñoom seen centre d'intérêt dinaa fexe ñoom ci seeni ay xarit ma am ci kenn affinité kooku su ma ko laajee comptam su ma duggee ci comptam gis ay liste abonné wala ay ameem dinaa fa gis samay rakk yi dinaa xam ñoom lan mooy seen état d'esprit parce que nit ki balaa ngaa mën a waxtaan ak moom xam état d'esprit parce que léegi waxtaanatuñu ak nit ñi portable yi la ñuy waxtaanal foofu la ñuy wax li ñu bëgg li leen neex li leen nakadi loo xam ne mënuñu ko digérer loo xam ne mënuñu ko digérer léegi yow foofu ngay dugg ànd ak ñoom di leen déglu waaw boo amee écoute bi ba pare nag nga ñëwaat ci sa diine ci sa valeur ci sa tradition naka nga leen di mën a jàjjee te loolu parents yi foofu la ñu war a jëm parce que frontal bi régleetul dara gëdd sa doom liñ naan nit fa yàqu ci moom yar àggu fa dëgg la fa yàqu ci nit ba nga yëkkati yar di ko dóor yar àggu fa dëgg la c'est-à-dire que c'est plus profond c'est-à-dire que am na loo xam ne bëgg na ko mbébét na ko mooy bëgg-bëggam te cadre bi mu nekk mënu ko ko jox te internet war na ko ni am na yeneen cadre yoo xam ne boo fa duggee mën nga ko fa am même soo ko amul dans la vie réelle di nga ko am dans la vie virtuelle léegi ñun suñu ay responsabilité xëy na suñu parents yi mënuñu yegg foofu mais képp koo xamante ni nekk nga mag nekk taaw dekk ci jamono ji tu as le droit et le devoir yar bi sa ay parents def ci yow ba am loo xamante ni nga jomb ko def war nga fexe loolu nga transmettre ko ci sa ay rak suñu nangul a communiquer ak yow de visu nga dugg ak ñoom ci réseaux sociaux yi fekk leen fa waxtaan ak ñoom mel ni ku mel ni ñoom damay wax benn anecdote rek am na benn vidéo le motif bu xewoon il y a 2 ans 3 ans ay xale yoo xam ne 15 ans 16 ans la ñu am sama ay moroomu rakk lañ automatiquement dama créé benn groupe WhatsApp entre mes 2 sœurs tuddee ko Sans Tabou vidéo yi man maa fa dugal maa jël vidéo yooyu noonu dugal ko fa ne leen nañ waxtaan ci lii seen ay moroom ñoo ko def waaye lii nii jëmewu leen fenn caat xam nga lu mu wax mu ne ma man lii nekkuma ci grand frère ne t'en fais pas te am na fulla boobu xam naa ko ci moom sama beneen rakk bi ne ma lii moom baaxul lii nangam ak nangam ma ne waa léegi nag ci groupe bii Sans Tabou bii lépp lu leen jaaxal mun ngeen ma ko wax amul sens interdit mun ngeen ma wax li ngeen c'est-à-dire que foofu lañ jëm mais nag c'est difficile pour des fois ñoom nga génnee li nekk seen biir dafay difficile il faut ngay naxanteeg ñoom di multiplier forme d'échange yi ba ñu mën laa wax seen bopp léeg-léeg nga sàcc xelam ne ko nga foog ne li ngay def yëpp xaw ma ko nangam ak nangam affaire yooyu noonu xam nga day tiit bu fekkee am na lu mu def rek day tiit day ñëw wax ak yow ne la noo xam nga sax lii bi ma koy def nii nangam nga ne ko waa lii nag moom dal na ku nekk mais boo ci tolloo jamono bi xamal ni da nga am foo bokk xamal ni lii ak lii ak lii ak lii ak lii moo la war foofu lañ toll il faut que ñun ñu approprier wu réseaux sociaux yi mais ñu bañ a fexe nag comme li noonu soxna Kafa doon wax sax mu bañ a nekk addiction ci ñun addiction mooy say yow yaa ngi présenté émission mais munoo bañ a ñàkk xool sa WhatsApp munoo bañ a ñàkk xool sa Facebook munoo bañ a ñàkk xool sa TikTok ngay togg añ yaa ngi ci WhatsApp bi ngay liggéey nga war a productif mais yaa ngi xool say message WhatsApp lañ naan screen addict waaw dañoo dem ba am addiction de l'écran te loolu dafay baisser ci sa capacité productive c'est-à-dire que tey foo waroon def 10 5 nga fay def te loolu defe naa ne amul benn njeexital lii sëñ Maodo wax je pense que ni war nañ gën a mën a dugg xam li xew ci réseaux sociaux yi sans pour autant ñu am ci benn usage bu excessif parce que tout excès est nuisible mais lu nekk ñu xam la ca baax ak la cay lore bu ko defee sa njaboot di nga mën a waxtaan ak ñoom ne leen TikTok kat lii am na fa lii am na fa gis naa fa ñuy def challenge lii waaye gis naa diw kat moom muy def challenge yu sëñ Pape Malick góor gi ndar la te ndar la mais ku nekk da koy jëlaat def ko mais loolu neex na parce que boo dawalee da nga naan lu tax ñu naan góor gi ndar la ñu ne la sëñ Babacar la ndar la juddoo ndar la màggee ndar la jàngee ñëw Tiwaawan xam nga loolu déjà jàng nga fa une plus-value mais tey boo fa duggee ñu gis nga naan la tous tasar nga ne ko waa mais tous tasar yi lan la lay jàng. waaw loolu moom lan la dama koy dégg. tous tasar challenge tous tasar c'est-à-dire que xale bu jigéen
bandilu yëngal wàcc wane ki man dama yaakaar sax loolu benn application la bu bees. déedéet TikTok la xale yi di ko challenge c'est-à-dire que tey da ngay am benn événement. lu lay wan effet viralité réseaux sociaux c'est-à-dire que lu xew c'est un terreau fertile li ñu naan suuf su nangu réseaux sociaux. suuf su nangu la boo fa defee lu bon day jébbi boo fa defee lu baax dafay jébbi. challenge tous tasar nga gis koo xam ne ci sabar la nekk. fecc fa def fa lu ko neex def ay grimace am xale yi ñëw def ko challenge TikTok mais tey dafa am benn comédien bu ci wax lu am solo. daf maa reetaanloo sax ma ne lii de bu ñu ko jàngale woon xale yi dinañ bàyyi tus tasar. mooy que ni ñoom li ñu amoon ci lu baax yépp tus nekkatu fi. tasar mooy tasaare nañ ko. la ilaha illallah. kon challenge boobu baaxul. c'est-à-dire que tey lépp loo xamante ni am na côté négatif. am na côté positif. ci TikTok bi ça dépend nag ci usage bi ñu koy def ak ban message lañ fay transmettre. macha allah ak ban message nañ fay dugal Serigne Cheikh bu ko defee mbokk yi ñu ngi laaj pour dugg ci émission bi dañ leen rek jox numéro bi nga xam ne mën nañ ci duggee ci émission bi def seen participation parce que lu am solo la parce que am na koo xam ne mi ngi déglu mais li ko gën a mooy dugg participer jeex li nga xam ne moom moo di idéem bu ko defee rek mën ngeen dugg ci 88 628 00 78 88 628 00 78 incha allah ñu bàyyi Serigne Cheikh am na question yi nga xam ne ko war a posé Serigne Cheikh. waaw Serigne Boubacar jërëjëf ci leeral yu am solo yi dafa mel ni waxtaan bi jamono ji ñu toll. defe naa kuy seetaan xam nga nag nan nga war a mën a taxawee ci réseaux sociaux yi. parce que taxawaay bi ñu ci war a taxaw gis nañ la wan nañ la lu baax comment faire pour utiliser ko wan nañ la lu bon nan ngay def ba éviter ko. léegi nag fi ñu toll mooy soxna Kaf am opportunité yi nga xam ne réseaux sociaux mën na la ko offrir man ñuy jàng. bëgg postuler parce que lépp léegi ci digital lay dox. bëgg postuler xaw ma nu ñuy defaree CV xaw ma nu ñuy defaree dara fan laa mën a jëm. pour que li ma jàng ma mën ko jëriñoo. fan laa war a mën a jëm. ndax am na ay application yoo xam ne dafa la ciy jàngal wala boog fan laa war a mën a jaar ba postuler. pour liggéey wala fan laa war a mën a jaar pour yokk sama connaissance. bëri na ay application yoo xamante ni mën nañ la permettre sax nga defar sa CV defar sa lettre motivation du moins mu ngi mel ni benn application boo xamante ni presque jeune yëpp moom la ñuy utiliser man personnellement moom laay utiliser le plus souvent pour création visuelle et cetera muy Canva. am na beneen boo xamante ni créé loolu Canva voilà am na beneen boo xam ne créé loolu tudd yooyu da nga fay fekk ay template u CV yoo xam ne defar nañ ko ba pare donc da ngay ñëw rek nga ajuster nga yokk ci yow sa ay information boo demee aussi YouTube il y a des personnes qui sont des youtubeurs yoo xamante ni ay vidéo la ñuy def pour expliquer nan ngay defaree sa CV lan nga ciy dugal lan nga ciy génne lan ngay yokk lan ngay wàññi de même que lettre de motivation yi boo demee Google nga tapé am na ay sites yoo xam ne ci loolu la ñuy wax donc plateforme yi ak moyens yi pour am ko tamit bëri na boo defaree nag sa CV ba pare xëy na nga toll ci wàllum ut liggéey comme ni ma ko waxee sànq mën nga dem LinkedIn tey ji ay nit yu bëri ut nañ am nañ liggéey LinkedIn ko lañ ko amee am na ñu bëri ñoo xam ne extérieur lañ demoon bëgg a ñibbisi LinkedIn la ñu amee occasion liggéey bu baax ñu ñibbisi am ñu bëri ñoo xam ne fii lañ nekk amuñu liggéey LinkedIn moo tax tey ñu mën a dem tukki dem uti ji liggéey feneen donc plateforme la boo xamante ne nii dafay permettre emploi entreprise yi ak particulier yi dañ fay daje pour ku mën a soxla sa morom nga dem ci profilam nga xool ndax doy na la ban secteur d'activité la nekk ngeen mën ci waxtaan bu fekkee aussi ci wàllum xam-xam ci lépp looy def daal boo demee Google nga tapé ko di nga ko gis donc je me dis que ressources yaa ngi fi c'est juste que ne ku nekk li la intéressé moo ngay dem recherche ji mais bu fekkee tey ji yow bëgg nga liggéey bëgg defar sa CV bëgg ut xam-xam ci sa jàng yépp tous les outils sont disponibles pour permettre la nga gën a mën a farlu ci loolu te li ci gën a am solo sax ci LinkedIn bi muy wax tey ñu ci bëri am nañ compte mais ils sont pas actifs c'est-à-dire que beneen aspect bi ñëw mooy travailler sa personal branding c'est-à-dire que le marketing de soi tey man jàng naa uude cordonnier la mais mën naa wax ni tey booy defar dàllu carax il te faut tel élément tel élément tel élément ma décrire ko partager ko képp koo xamante ni am na thème
chaussure moom bu fa duggee yow sa kii dina ci gis te dina xam ni yow mi ci lii ngay yëngu te loolu mën na la ci dimbali wàllum defar CV Canva bi muy wax CANVA boo ko tapee rek dina la ko indil boo ko indee am na version premium am na version free bu ko defee dañ lay jox template yëpp ba ci sa wàllu vidéo bi nga bëgg tey émission bii nii suñu bëggoon benn modèle vidéo beneen format c'est-à-dire que mun nañ utiliser template boobu noonu dugal fa suñu contenu moom li ci des yëpp moom moo koy organiser ñun ñu ajuster daal di koy partager tout est accessible YouTube tuto yaa ngi fa tuto lañ koy wax c'est-à-dire que tutoriel tey mun nga dugg wax tey peut-être sur li ñu naan le digital ñu am koo xamante ni da lay wax le digital de A à Z lan la nga ñëw foofu ñëw ci automobile am ku la wax automobile lii la de A à Z. ay ca 88 628 00 78 am na ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy jël daal di desuwaat asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. yal na yàlla nangu. tur bi ak foo ñu woowee ku baax. waaw man nag damay leb tur bi. waa di nga ko fay. waaw incha allah incha allah ñu ngi lay ziar dañ leen doon jaajëfal bu baax ci waxtaan bu am solo bi. di leen sant bu baax wax explication yi leer na. jërëjëf. te itamit lii la ñuy xaar ci yéen. jërëjëf. Boubacar Ba am na lu mu junj léegi ci maam Cheikh Al Hadj Malick. jërëjëf. te ba muy wax ni ala ya bani haza zaman daawtukum li ihyaai diini waaye mu ne bil ulumi ajibu yéen ndaw ñi fexe leen ba dundal diine waaye nag bil ulumi ci xam-xam te mooy mboolee mi xeetu xam-xam yépp te tey réseaux sociaux ci la bokk mais mu am tamit benn plaidoyer bu am solo bu ñu dégg mooy nan la ñu mën a fexe ba dugal jàngaleem utilisation réseaux sociaux yi ci biir système éducatif bi donte bu nekkul matière sax waaye jàpp nañ ni war na mën a bokk léegi ci éducation am na ay classes yoo xam dañuy def ay éducation civique wala ay civisme wala leneen ak leneen donc tey ni ñuy jàngalee nit ñi booy jéggi ci tali passage clouté nii la war a mel feu rouge bi nii la war a mel tey jamono laaj na réseaux sociaux yi moo tax plaidoyer bu am solo la bu ñu dégg ci biir au cours de l'émission ñu ne loolu dafa jaadu ñu accentuer ko fexe ba autorités yi bàyyi ci loolu xel beneen bi stop yi itam may faral di wax souvent ni bu njëkk da nga daan wuti liggéey ñu lay laaj sa casier judiciaire mais léegi casier judiciaire bi gën a nit ñi gën a war a bàyyi xel léegi mooy réseaux sociaux parce que nit di nga gis ni sa casier judiciaire dara nekku ci mosoo def délit mosoo def dara mais tey li lay condamné lu mu gën a gaaw société bi yépp da ngay seet léegi lan moo xew ay lomotif ndax da ngay xëy rek am loo xam ni def nga ko bu yàgg fàtte ko ñu génneel la ko comme ni ngeen ko waxee ci émission moo tax na ko waajur yi bàyyi xel na ko bàyyi xel xam ni luñ fi mënti def bàyyi ko fi ëllëg dinañ bëgg doon dara vidéo wala audio wala photo tax ba bu ñu woowee say sët wala naan kaay xool sa maam moo fi defoon lii kaay xool sa baay moo fi doon fecc nii kaay xool sa yaay li mu fi bàyyi donc na ko ndaw ñi bàyyi xel na ko jigéen ñi bàyyi xel loolu rek lañ doon contribuer ci émission bi salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah sang bi bu ko defee ñeneen ñi tabarakallah ñu ngi wax naka nañuy def pour dugg ci ligne bi mën ngeen def 88 628 00 78 88 628 00 78 incha allah ngeen daal di mën a participer ci li nga xam ne moom moo di émission bi dégg nga mbokk mi li mu wax nit ñi dafa mel ni bu ñuy dugal seeni photo wala seeni image du ñu bàyyi xel ni suba dina ñëw wala dañuy jàpp ne ñëw seen yaram dañ ko war wili pande ci àll bi xamoon ne ëllëg war nga nekk mère de famille xamoon ne ëllëg war nga nekk père de famille mais tey rek ngay gis nga dugal sa image ñu coow la bàyyi la nga def buzz am na ñoo xam ne sax ndeysaan amuñu kersa ci loolu après dañuy génnaat seytaane naa la non erreur la woon defal sa vie sa avenir bi sa kanam nangam nga mën a génn jàkkaarloo ak société bi def ak ñoom face mais est-ce que ëllëg image yooyu du ñëwaat 88 628 00 78 asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si maa ngi lay ziar. waa soxna Aïcha na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax.
alhamdulilah waaw bi man bu dama bëggoon participer ci émission man la sœuru Adja Aïta. macha allah macha allah. Aïta waa Adja maa ngi lay nuyu bu baax. di leen ziyaare bu baax. man la Aïta Thiaw maa ngi wootee bi ci États-Unis Amérique. macha allah. waaw donc maa ngi seetaan émission bi di ci kontaan trop wax dëgg yàlla. waa di wax rek ne lu am solo la di ngeen waxtaane di wax aussi utilité internet parce que man tey fi ma toll ak fi ma nekk nii ni mu soree mais internet moo ma mën a permettre quoi pour ma seetaan émission bi en direct bu mën ci dugg nii di participer. dëgg la. waa donc vraiment réseaux sociaux yi am na solo lu baax la. wante comme duñ koy waxee loo gis lu baax rek ci gannaaw am na safaan. ce qui fait que ñu gën a yar xale yi. gën leen wantam yoon bi. ba xale yi gën a mën a xàmmee lu baax ak lu bon. ba nga xam ne lu bon li comme ni ko Adja waxee sànq. vraiment dinañ ko mën a moytu daal parce que boo xàmmee lu bon li rek. di nga mën a xam ne yow mii kat war nga jommaleel sa bopp def yenn nii daal ci biir réseaux sociaux du dëgg. surtout loo xam ne da nga koy def tey te daf lay topp sa biiru dund donc lu ñu war a moytu la. waaw loolu la vraiment kontaan nañ trop ci émission bi. ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla na jëm kanam. yàlla na télé bi jëm kanam. ñoo ngi ziyaar ñëpp nag. di kontaan bu baax macha allah. waaw kay. dugg bi am na solo yàlla barkeel bu baax 88 628 00 78 88 628 00 78 incha allah moom mooy nekk di buumu jokkoo bi fi ñu nekkoon sànq. waaw boo xoolee ñu ngi jaajëfal sunu mag ji dugg léegi di mag ci soxna Adja macha allah mooy ki njëkk dugg boo gisee li mu wax c'est-à-dire que naka la ñuy introduire l'utilisation des réseaux sociaux dans le système éducatif tey boo xoolee yomb na parce que tey yow sa doom bi buy doog a juddu tey wala sax bi yaayam ëmb yow da ngay imaginer c'est-à-dire que tey bu yaay ji xawee am lu mu sentir am na ñoo xamante ni seen smartphone la ñuy jël rek teg xasida sëñ Babacar ñooñu dañuy sentir ne doom ji de kii am na ñoo xam ne nag waale la ñuy teg seen doom mën a truc c'est-à-dire que tey xale bi su amee 1 an 2 ans da nga koy utal li ñu naan smartphone éducatif c'est-à-dire que tey xale bi dès sa naissance rek moom déjà xam na luy tactile xam na luy digital parce que y a smartphone le téléphone intelligent c'est-à-dire que tey kooku bu fekkee da nga koy yóbbu ci xew léegi mooy case des tout petits c'est-à-dire que au moins mën nañ leen wax ni jàngal leen lan mooy njëriñu réseau social bu ci nekk ak lan mooy bienfait ñu leen koy wax sous forme de son et cetera ñu màggaale ko ci jardin bi noonu buñ ci paree buñ ñëwee primaire ñu commencé indi ay modules di indi ay modules yoo xamante ni dina leen ci mën a préparer bu ñu ñëwee ba secondaire nga xamante ni lañ naan brevet d'études professionnelles bu ñu ko amee c'est-à-dire que mën nañ nekk un CM junior c'est-à-dire que bu ñu amee seen BFM rek mën nañ nekk un CM junior ñu leen ñu un community manager un gestionnaire des réseaux sociaux tey boo gisee képp kuy dox am na page Facebook léegi tous les PME wala les TPI c'est-à-dire que tey ñoom tamit am nañu ay page Facebook ñooñu mën nañu gérer animation wu page yooyu di dugal affaire c'est-à-dire que processus la boo xamante ni mën nañ ko réfléchir bind ci projet de loi soumettre ko à l'Assemblée nationale bu ko defee ñoom it ñu mën ko valider mu mën a dugg ci truc bi mais boobu nag il va falloir avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut te loolu mooy suñu problème suñu dëkk yi nga xamante ni jafe-jafe yi ñu am yëpp malgré toutes nos recherches mais c'est-à-dire que fa nit war a nekk ka fa war a nekk dëgg-dëgg nekku fa li sëñ Mansour Sy Djamil naan soo amee fas nee na bu ko dénk sa waay dénk ko waayu fas ndax boo ko dénkee sa waay moom mën naa bañ a xam li war ci fas bi mais boo ko dénkee waayu fas moom xam na li war ci fas bi ba lépp lu fas bi soxla dana ko defal macha allah macha allah plaidoyer bu am solo gis nga plaidoyer boobu noonu jamono ji parce que damay dégg benn borom xam-xam di wax naan le monde que nous laissons à nos enfants dépend des enfants que nous allons donner à ce monde gis nga njaboot yi di ñëw ku leen waajalul dundin dafay gën a métti dafay gën a métti dafay gën a tar te jamono jii di ñëw nee nañ 85% des métiers ci digital lay dox wala ci numérique ñooñu noonu casier judiciaire bi mbokk mi dugg sànq doon wax day ñëw parce que ils seront éliminés d'office
parce que duñ xam nan la ñuy mën a taxawee ci réseaux sociaux. duñ xam nan la ñu mën a comporter woo ci réseaux sociaux. Cheikh dama lay dolli foofu rek tey dama gis benn statut. benn femme partagé ko. ne dafa def entretien Orange. nee na bi mu defee entretien ba pare. moom waxuñu ko jël nañ la wala jëluñu la. dafa ñibbisi rek. ñu yónnee ñu defal ko benn capture. benn publication bu mu defoon ci Orange. ne leen Orange grand voleur. wala grand menteur. ñu yónnee ko loolu moom mu xam ne jëluñu ko. déjà mooy maanaam lépp loo xam ne yaa ngi koy def casier judiciaire digital sax. moo ëpp doole casier judiciaire tribunal ci jamono yu ñu toll. parenthèse boobu maa ngi jéggalu. lu am solo la moo tax taxawaay war nañ ko xool. ndax ki nga xam ne dañ la éliminer non pas par tes compétences. mais li nga mës a bind. loolu war na ne lépp looy bind war nga ci bàyyi xel. lépp looy bind war nga xam lan la. lu utile nga war a bind. donc loolu noonu dafay laaj aujourd'hui ñu préparer xale yi. ñun amaana suñu wàllu wéy na mais xale yi ñëw te xamuñu dara ci àdduna war nañ leen waajal. ci école yi école loolu mooy but bi loolu mooy njëriñam préparer ndaw ngir mu mën a affronter dund. préparer ndaw ngir mu mën a affronter àdduna. donc loolu dafay am solo moo tax Kafa dafa am question bu may taro di les explique question boobu mooy yéen ñi nga xam ne da ngeen jàng comment se comporter ci réseaux sociaux yi. ayca 88 628 078 Cheikh Tidiane jëlal kooku tubaarkalla. bismillah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëriñ bi. allo. salaamaaleykum. waaw. ñu ngi lay ziyaara bu baax. yal na yàlla nangu ziyaara. noo tudd ak fan ngay wootee sëriñ bi. dafa mel ni dafa daw. sëriñ bi da ngay dégloo sa téléphone bañ a déglu télé bi. salaamaaleykum. allo. allo. waaw da ngay bàyyi téléphone bi te déglu ci télé bi. bisimilah ñu ngi lay déglu sëriñ bi. ayca kooku dem na bu ngeen duggee rek da ngeen di bañ a déglu seen télé wala ngeen wàññi ko sax bu ko defee ngeen di déglu ak seen téléphone. 88 628 00 78 88 628 00 78 Cheikh Tidiane fa nga nekkoon. waaw Adja Kafa laa bëggoon laaj. exigence bi nga xam ne ñoom seen liggéey am na ko ci sécurité ci sérénité ak aussi réalité du terrain. parce que réalité du terrain def na am na loo xam ne nga koy jàng ci université yi. mais la réalité du terrain des fois moo lay dicter sa comportement. nan nga mën a sëyale ñaari exigence yooyu noonu. déjà dañuy revenir ci terme bi ñuy utiliser pour définir ñun suñu liggéey. muy community manager yi comme ni wax mooy nit koo xamante ne nii yow yaa ngi ci yow yaay représenté benn marque wala benn produit wala benn service. ci digital bi donc. Aïcha 88 628 00 78 nga xam sala xama ñëw mbokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sang bi ñu ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziyaara. tur bi ak foo ñu woowee ku baax. Jibril Gueye Parcelles Assainies. Parcelles ñu ngi ziar waa Parcelles bu baax a baax. yal na nangu ziyaara. Aïcha Cheikh Tidiane waxal ak moom. bismillah sëriñ bismillah. Jibi ci waxtaan bi Haj Jibi. allo. Haj Jibi bismillah. ñu ngi lay dégg. waaw dañu bëggoon participer ci émission Al Moukalaf. ok yaa ngi ci biir bismillah. léegi mën nañu intervenir wala. télé bi. bismillah Serigne Jibril da ngay wàññi télé bu baax a baax nga mën déglu ak sa téléphone. d' accord wàññi naa ko alors donc dañu bëggoon participer ci émission bi. ñu ngi lay déglu sëriñ. et que di rafetlu bu baax intervention suñu invité yi nga xam ne ñëw nañ tey muy Hadj Boubacar Ba ak Soxna Adja. jërëjëf. di saluer itam seen grandeur ci seen i intervention wax dëgg seen i intervention c' est riche et large en sagesse. di wax rek ne personnellement Boubacar moom xam nañ ko. et dañuy que ne lii mu wax. c'est son activité de tous les jours. mën nañ ne ñun on a été formé à la même école et que li nga xam ne moom lay wax comme activité comme orientation boo ko fekkee ci këram wala ci koñ bi c'est ça qu'il fait de tous les jours. di wax rek ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dafa wax mu ne ñun jamono ji ñu toll nekkatuñ ci jamono yoo xam ne waajur mooy yar njaboot. ñu ne ko kan mooy yar njaboot mu ne àndandoo léegi jamono ji xale yi ñooy yaranti seen i biir. ñu laaj ko ne ko moom Cheikh kon lan mooy responsabilité waajur ci loolu mu ne waajur responsabilité mooy mu tànnal njabootam ay àndandoo. Pour dire que ne ndaw bu bëggee mucc foog mu am àndandoo yu baax. waaye waajur itam bu bëggee contrôler njabootam foog mu contrôler ñan la njabootam di àndal. mooy li xaaj Boubacar wax sànq ci kàddoom mu ne nga am sa njaboot nga xam compte Facebook am. nga xool ci compte Facebook bi ñan lay xaritool boo duggee ci xarit say ay xaritam naka la ñuy comporté woo ci Facebook di nga xam état d'esprit sa doom fan la toll.
ba bu waree nga war a artu di nga artu bu jaree nga war a alerter di nga alerter di ci yokk itam ci wax bi nga xam ne suñu maam Serigne Maodo ci wax na ko Boubacar di ci intervenir itam di waxaat naan ñoom mag ñi dañuy toog tey di gis jàngoro jamonoy ëllëg moom lañ ñuy alerter ñi gàtt xalaat dinañ ne kii lu muy wax waaye ñi nga xam ne yàlla defal na leen fatfo ñoom dinañ xam ne sëriñ ci dañuy jëmbat ci ñun jikko yi tey ngir di ëllëg bu jàngoro ji ñëwee ñu mën cee mucc waaye dañuy taxaw foofu wax rek ne gis nga ñun jeune ñi nga xam ne ñooy recevoir orientation mag yooyu noonu dafa war ci ñun ñoo xam ne c'est de notre responsabilité ñun itam ñu intervenir ci société bi parce que bu ngeen xoolee réseaux sociaux bi c'est une guerre énorme boo xam ne c'est entre jikko yu baax ak jikko yu bon tôt ou tard il faut moom bu gagné te kenn ku nekk foog nga wax ne man fii mooy sama position bu fekkee ne yàlla dimbale na ba yow say position nekk ci borom mi jikko yu baax yi da ngay gëm ne yow sa rôle nekkatul mu yem ci yow da nga war ba boo doxee gis lu ñaaw ci mbedd bi foog nga taxaw amatoo droit romb ko kon mu ngi noonu nga def ci sa wasu xaq ndaxte ëllëg yàlla dinañu laaj ba ngeen rombee lu ñaaw loolu naka ngeen ci taxawee woon kon mu nekk loo xam ne mooy permettre ñu mën a combattre loolu ndax ëllëg suñuy njaboot la ñuy dimbale buñ ko seetaanee rek suñu société bu yàqoo suñuy njaboot ñooy yàqu ñun ñooy gën a am ay tolof ngir sauver éducation bi ñu bëgg suñuy njaboot kon di wax rek ne ñu ngi rafetlu c'est une guerre boo xam ne c'est la réelle et que ñun ñëpp war nañ ci am prise de position soit ñu assumer ko nag soit ñu daw ko waaye buñ ci mën a def rek ëllëg dinañu laaj lan moo nekkoon seen taxawaay ci position boobu noonu di rafetlu bu baax a baax xalaatu soxna Adja di rafetlu bu baax a baax intervention Seydi Aboubacar di kontaan ci émission bi tey mënul woon ñàkk ñu intervenir ci ndaxte suñu responsabilité la dañ koy vivre dañ koy constater kon foog ñuy intervenir ci di ñaan yàlla nañu yàlla defal dégg ak toog lépp luñ ci wax ci njëriñ rek yàlla na ko ñëpp dégg insha allah moom itam yàlla na ñëpp bàyyi xel ne jamono ji ñu ñoo ko mën a defar daal mag ñi dañ ñuy jottali rek waaye ñun ñoo ko mën a defar te ñu lay commencé ñu ngi nuyu Hadj Boubacar di nuyu soxna Adja di nuyu suñu présentateur di jégalu ci guddal bi daal di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah incha allah nuyu ma sama apéritif waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu mën ngeen def ni moom ci 88 628 00 78 ndax waxtu baa ngi xëcc jëm ci jeex 88 628 00 78 incha allah moom moo nekk di bu mu jokko bi soxna Adja fa nga nekkoon voilà donc dama doon wax ne ñun liggéey bi ñuy def dañuy représenter benn marque wala benn société ci digital bi donc ce qui veut dire que yow yaay doon intermédiaire entre marque boobu wala entreprise boobu ak cible déjà community manager il faudrait que mu am ci man boog 3 qualités majeures benn bi mooy capacité d'adaptation fu ñu la mën a dugal nga mën a gérer loolu tey jii boo nekkee community manager doone dëgg boog doo nekk ci secteur d'activité bi kese laa yem da ngay challenger sa bopp di dem ci secteur d'activité yu bokkul bu tey yaa ngi ci maquillage bu subaa yaa ngi ci diine bi et cetera donc dalay tax yow dans la vraie vie aussi da ngay mën a adapté wu ci situation boo mën di nekk tu sauras comment te comporter beneen bi mooy doon compréhension environnement bi parce que tey jii booy gérer par exemple Asfiyahi wala lu mel ni projet booy gérer seeni ay page ton bi ngay utiliser code yi ngay utiliser lan mooy projet bon buñ ko mën a définir mooy plateforme réflexion orientation Jeunes Tidiane donc bu nekk benn plateforme boo xamante ni day regrouper ay Jeunes Tidiane yu bëri nga xamante ne ni je pense que Twitter lañ xamante woon tey jii ñoo ngi Twitter ñoo ngi WhatsApp am nañ ay pôle scientifique pôle multimédia di nuyu waa pôle multimédia bu baax pôle multimédia asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. sang bi ñu ngi lay ziar. déedéet ziar sax. tur bi ak foo ñu woowee. Jibril Ndiaye Bakam. macha allah sëriñ Cheikh waxal ak moom non kii moom sama sëriñ la. yaay jaata maa ngi lay ziar sëriñ Cheikh waxal ak moom. su nekkee sa sëriñ di suñu sëriñ xaaj ñu ngi lay ziar bu baax bisimilah ci émission bi. sëriñ Cheikh waxal ak moom. bisimilah xaaj Ndiaye ñu ngi lay déglu ci émission bi di déglu sa xalaat. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. waaleykum salaam. di leen ziyaara bu baax. di rafetlu émission bi. di nuyu Soxna Kaafa. di nuyu Seydi Aboubacrine. ñu ngi lay fay. di bëgg a participer
participer en fait ci thème bi mu di thème bu intéressant ñuy ngeen waxtaanee réseaux sociaux mais internet en général ñu taataan fi nag xam-xam macha allah ndax intervention yi c'était riche et vraiment c'est diversifié man peut-être sama contribution bi ma ci doon indi rek mooy côté réfutation bi ñu doon waxtaanee sànq ndax Seydi Aboubacrine dafa wax léegi rek sànq ci ay waxtaanam li ma noté muy déjà boo ci duggee rek tu es vulnérable donc yow nan ngay sécuriser sa vulnérabilité et c'est très important parce que déjà boo duggee rek yow sa données yëpp ngay dugal say informations personnelles sa nom date de naissance sa sexe sa lépp ngay dugal ba ci sa adresse la nga koy dugal donc déjà yow say premières données nit ñi am nañ ko te ku la bëgg a localiser dina la localiser te réputation mooy loo xam ne nii dafa doy waar en fait Warren Buffett dafa ni benn milliardaire américain la mu ne il faut 20 ans pour construire une réputation et juste 5 minutes pour la détruire. wallaay dëgg la. tu vois mooy ça veut dire quoi tey nit ñi li ñuy publier. déjà booy publier rek yow yaa ngi ñu ngi lay defal déjà benn réputation li ñuy wax la e-réputation. tu vois ça veut dire que yow nit ñi catalogué nañ la. am nañ benn idée bu ñu am ci yow. tu vois donc mu di lu rafet wala lu ñaaw déjà bon surtout bu rafet la ñuy wax boo construire bu rafet jékki-jékki tey rek suba en 5 minutes benn publication wala tey benn nit jël sa benn archive rek dugal ko yow li nga liggéeyoon yëpp yàq nañ ko moo tax lu am solo la ñu ci alerter pour que tey bépp contenu booy dugal tey en tant que jeune contenu bépp booy dugal rek mu nekk loo xam ne nii en fait plus tard duñ la ci yedd comme ni ngeen ko waxee te si biir waxtaan bi sànq maa ngi dégg ñuy wax ci données actuellement ci àdduna bi mën nañoo wax c'est la marchandise en fait le plus cher mooy li nga xamante ni en fait tey bu lu nit di jënd rek wallaay dëgg la données moo ci gën a cher wallaay dëgg la tey moom données boo amee données rek am nga xaalis tekki nga nekk la wallaay donc moo tax en fait tey suñuy données ñu jéem a xool ñu ko sécuriser ba du lépp la ñuy dugal parce que tey Facebook li ko may xaalis données la Twitter li ko may xaalis données la donc tey suñu données yooyu noonu ñu xool comme yan la ñu war a dugal ak yan la ñu war a dugal parce que képp ku ci am accès rek bul xam yow après ban fin la koy utiliser donc ci loolu lañ bëggoon wax ñu bañ a monopoliser kàddu gi ñu ko téléphone bi ñi koy demandé bari na di rafetluwaat bu baax nag plateau bi ndax xam-xam rek moo fi génn yal na yàlla fay leen yal na yàlla barkeel waaw d'accord soxna incha allah waaw bu la fàtte yow sama sëriñ bi di leen ziar bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah. yàlla fay jarul nga may baax daay wax sunu Adja sa yóbbante daanaka waxtu bi xoj nañu ci jeex na tàkk waaye thème bi incha allahu day continuer ndax la diis nag li xajul si cin bi xam naa ne li bëri sax indiwuñ ko waaye thème bi continuer la incha allah dañuy bàyyi rek soxna Adja mu daal di joxe dernier kàddoom daal di tàggoo bu dul tàggoo incha allah. déjà maa ngi leen di remercier bu baax ci invitation bi. di remercier encore une fois di amaat contentement tey bokkat plateau ak sëñ Boubacar yaakaar naa jàng nañ ci lu bëri di ñaaxaat nit ñi rek ñuy def attention ci réseaux sociaux yi danger yi bëri na ay nit yu bëri faat nañ ci seen bopp ndax dépression ñun ñëpp voilà ñu wàññi dépendance bi fond compte yi bëri na séquestration yi bëri na nañuy xam bu baax ni ñuy utiliser réseaux sociaux yi ak nan lañ koy utiliser buñ ko mënee tamit dañ koy def man xëy na avant daan naa ko def waaye léegi liggéey bi moo tax ma xaw ko wàññi mooy que ñuy jël retrait tuuti s'il faut nga désinstaller réseaux sociaux yi benn une semaine xam naa dina xaw a ndaw sax mais li ngeen gis ni une semaine yooyu day mel ni éternité ci yow parce que dafay boo dépendant wee rek mooy loolu mais ñuy xaw a retiré wu tuuti di désinstaller yenn application yi benn une semaine nekkaat encore ci dundu réel bi di toogaat en famille di waxtaanaat en famille di waxtaan ak yaay di waxtaan ak papa di seeti mbokk ndax loolu yëpp léegi amatul ndax réseaux sociaux yi maa ngi gërëm ñëpp di remercier ñëpp di remercier waa projet di remercier waa Pôle multimédia sama ay xarit lañ bu baax di remercier aussi
toutes les personnes qui me reconnaîtront à travers l'écran d'Asfiyahi. Merci beaucoup. macha allah daanaka seede bi benn la ku xaw ma ko sax waaye ko wax mu ne Adja ko baax la ko baax. yow moom di nga wax Adja daan ko wax. incha allah defe rek damay dem si Seyda Aboubacar nga xam ne moom ci oto bi la nekk di jëw waa Asfiyahi. mu dem wax leen ko. tabarakallah Seyda Aboubacar ba lay bàyyi nga tàggoo. alors dafa ne ku sa wujj di sëlum doo seet. loolu man sama diggante ak moom waaye sant yàlla. di vraiment amaat contentement. ndax Kafa maa ngi koy yónnee message ne ko déjà demaguñu plateau bi sax ndax dama kontaan. parce que xam naa ne dinaa jàng lu bëree bëri. parce que échange ñun duñu ay experts. ñun ay apprentis lañ. parce que chaque jour réseaux sociaux mu am lu bees looy jàng. chaque jour moo tax tout le temps ñun dañuy nekk à jour di def mise à jour. kon mënoo ci maîtriser benn domaine ba ñëpp xam ne ni ndar képp nga ko. tey Facebook rek. mën nañ la génneel am na 4 plateformes yoo xamante ni ñun professionnels yi ñu koy utiliser te masse bi xamuñu ko te buñ ci utiliser dugg Facebook waaw c'est-à-dire que dafay évoluer et de façon exponentielle di sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ne suñu soppe bopp la loolu la yàlla dogal wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ni benn connexion la suñu diggante ak moom di souhaiter joyeux anniversaire Adji Jogob Ndiaye ak sama waajur bi nga xamante ni mooy tante ñu ma mi nga xam ne yàlla dogal na may nañ ko borom kër tey ñu koy ñaanal yàlla moom it yàlla defal ko jàmm defal ko sutura barkeel sëy bi waaye di nuyu suñu waa kër yëpp su ma ko tegee ci loxo mère bi rek fa mu war a àgg dana fa àgg waaye di nuyu sama soxna ak samay goro waaw ndax tamit ku la may doomam ndax dëgg yàlla amoo fayam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ak képp koo xam ne boo xoolee écran bi di ñu ci xàmmee ñu ngi lay nuyu fekk la fa nga nekk tatagal la sargal la màggal la wàccee la sa wàccuwaay waaye duñu daaneel suñu kàddu te sant nu suñu wasila ila rabbina Cheikh Seydi Mouhamadine Mansour ndax nu nu mel gannaaw yàlla mooma tey bu ñu nit ñi xamee bañ naan man Boubacar balaa tudd mais bu ñu ci tegee Jamil je pense que c'est grâce à moom ndax taalibe dina am ci martaba sëriñam lu sëriñam amul loolu la mag ñi di wax di sant waa amis et sympathisants de Serigne Mansour Sy Djamil via les réseaux sociaux ñooñu réseaux sociaux lañ xamante Badara Kebe moo ko créé rek ku nekk gis ko gis ci sa bopp ajouté ko ñun Badara Kebe pour ñun paa la ndekete suñu moroom la ñu daje depuis 2010 boobu ba tey ñu di ko def chaque année ñu def suñu panel fële ca CICES yóbbu ko UCAD 2 te Asfiyahi diñu ci gunge ñoom it ñu ngi leen di ñaanal yàlla wax dëgg yàlla yokku leen ndax Asfiyahi bu yokkoo xadara bi yokku bu xadara bi yokkoo ndaw ñi yëngatu ci xadara bi gis ci seen bopp te ñii seen yitte mooy bu ñu amee li nu bëgg képp ko amati diplôme nekk ci xadara bi boo ñëwee présenté Asfiyahi ñu jël la kon ñooñu dañ leen di ñaanal yàlla nit ñi kenn ku ci nekk carte de fidélité yooyu xaw ma ndax mu ngi à jour ba tey mais nit ñi war nañ ko approprier wu dooleel Asfiyahi ndax dooleel Asfiyahi waaw ndax dooleel Asfiyahi mooy dooleel suñu bopp ñu ngi jéggalu ñëpp lépp lu jub nag di su ñun ci kilifa yu baax yi ak seen yéene yu sell mu ànd ak ndimbalu yàlla lépp lu ci dëng nag suñu ñàkk xam la rek ak suñu ñàkk gëstu réseaux sociaux yi waaye insha allahu taala dinañ ci gën a bàyyi xel indi ci yeneen aspect jërë ngeen jëf soxna Aïcha jërëjëf Seyda Aboubacar yàlla na yàlla fay mu ngi noonu carte fidélité Asfiyahi ba léegi mën ngeen ko am insha allah rabbi te defee damay bàyyi sama professeur barakallah Seydina Cheikh waaw soxna Aïcha bàyyi tooñ bàyyi woo kenn waaye daal di am contentement vraiment le niveau du débat am na solo defe naa képp ku toog di seetaan jàng lu bëri ñun ñiy toog di wax sax dañoo jàng ma laaj ñiy toog di seetaan te loolu nag ñi ñu ko may mooy qualité invité yi macha allahu taala lekkoo leen seen jëw waaw bi leen di soxna si di tànn boobu xam na ni yéen soo leen ñëwee di ngeen ko mëte te yàlla xam na ni mëte ngeen ko yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla suturaal leen yal na yàlla mottali seen yéen yi insha allah ba yéen itam ngeen di mën a créer ay réseaux sociaux réseaux sociaux yoo xam ne c'est typiquement sénégalais ak ay réalités sénégalaises boole ci suñu ay valeurs ak suñu ay morale def naa foofu la jamono toll ndax jamono ji échange la ku bokkul ci
c'est li Senghor doon wax naan dialogue des civilisations. soo ci génnee sa bopp rek ñu imposer la. te jafe naa nag war nañ mën a indi suñu loxo ci mbir mi. donc su ko defee ñu kontaan trop ci émission bi. Cheikh waa Daara Mam Maodo. waaw waa Daara bañ leen fàtte. waaw ku leen fàtte Haj Bokar moom mi yoroon suñu cumbukaay. waaw cumbukaay bi tey ñu koy nuyu. waaw tey di ko ziyaara di ko borom daayira shopping. wallaay dimbali nañu foofu tamit. ñu fay jàllale suñu ay produits. pour kii tey incha allah am nañu yéene def ko lu mag a mag a mag a mag. loo xam ne képp kuy jeune entrepreneur Tidiane di ci ci am wàll lu am solo kon Haj Bokar ñu ngi koy nuyu bu baax moom itam ci xelam bu sell ak bu rafet. di nuyu waa projet ñi nga xam ne tamit ñoo ñu permettre ñu mën a am yenn possibilités yi. di plateforme de réflexion et d'orientation des jeunes Tidiane. di nuyu waa COSCAS ñi nga xam ne fa lañ bokk defe naa xaw na Awa Gueye. léegi ñi ngi ci réseaux sociaux yi ñi ngi ci am taxawaay bu am solo ñoom Haj Ngouda. di nuyu képp koo xam ne xamee nga ñu suñu mbokk yi ak suñu xarit yi ak suñu dëkkandoo yi. defe naa suñu limee dañuy jum. waaye ñi ngi wane rek ne tey jii nga xam ne moo nekkoon suñu première fii ci Asfiyahi. ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla na doon ba ilal yawmil qiyaamati insha allahu taala. donc di nuyu soxna Aïcha ci émission bi di nuyu le président Mame Oumar Ndiaye suñu sëriñ la dañ koy fàtte waaye suñu sëriñ la nag waaw ndax sëriñ Seydi Hadji Malick la di nuyu ñi techniciens yu am solo yi ñi nga xam ne ñooñu mën a permettre ñu mën a réaliser émission bi nii di nuyu suñu invité yi donc soxna Aïcha ñu lay delloo kàddu bi jërëjëf daanaka fi nga daanale rek laay yëkkatiwaatee sëriñ Mame Oumar Ndiaye moom it ñi ngi koy nuyu bu baax baax di ko jàpp ci liggéey bu baax a baax ndax bu ko neexoon rek mu toog ci bureau comme ni ko gars yi di def sécurité team la ngay naan sa café toog rek di commandé defal lii waaye tabarakallah day wàcc ci terrain bi comme ñëpp yal na yàlla sàmm ko may ko gudd fan bu ànd ak wér Pape Khalifa Ndiaye sama sëriñ moom it maa ngi koy nuyu bu baax baax di ko ziar di ziar techniciens yi nga xam te ne si tabarakallah ñoom ñoo tax ngeen mën ñu seetaan ni ku ci mel sama nijaay sama papa sëriñ Moussa Diop moom it maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Seydina Omar Fall tabarakallah moom it maa ngi koy ziar bu baax baax nga xam ne moo dafa ragal madame bu du gis yal na yàlla sàmm ko ci barkeel ko waaye maa ngi ziar ki nga xamante ne si moom du ñëw lu mbaq du ñëw lu xat tabarakallah Seydina Mansour Ndiaye tabarakallah ñu mën ko jot ci 77 395 18 19 incha allah si ngeen ko mën jotee jox leen dig daje ba dimanche incha allah balaa nga lii ma sol nag. waaw yow gisoo li mu rafetee yow itam kii ñuy wax Flashy Style tey moom da ngaa Flashy Style. macha allah ñuy wax Mami Dieng Flashy Style. 77 905 68 20. ca Jëppal. dama la ñëwaat rafet na rafet na te nee na bii ñëwee daal. moom nee na fii ba at àpp na ko. bopp la gars yi xam ne la ñëwal lu mbax. déedéet bii moom 5 Maxu moo jaar fii. kon xaj Maxu Mbaye l'homme au ciseau d'or laa ko lu mu ñëwal baaxul. jërëjëf macha allah yàlla ci jàllale bu rafet bi ci yiw lool tabaarkalla jox leen dig daje ba dimanche insha allah wa axiru dawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum.